asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi amaat mbégte di teew fii ànd ak yéen ci seen émission allo docteur ni ñu koy defee talaata bu ne 19h ba 20h30 ñu ngi ànd ak ordre des médecins Val d'Afrique mi leen koy may saa su ne ak Sud FM tey jii di talaata yemoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2020 may am mbégte di dalal professeur Seydou Nourou Diop professeur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay soxna si. nga di diabétologue nekkoon ci ay jamono directeur centre Marc Sankalé bu hôpital Abass Ndao professeur ci jamono bi ñu la woon nii dafa am ñaari mbir yu am benn bi am na ba pare déjà bi ci des ñu ngi ko jub bi ci njëkk di jàngoro coronavirus tey gis nañ ne ñi ngi ci fanweeri cas ak juróom yu bees yoo xamante ne gis nañu ko ci réew mi li ñu bëgg a xam d'abord comme laaj mooy ndax jàngoro ji dugg si ci réew mi te lëmbee aussi àdduna bi dafa yokk ay risques su fekkente ne da nga am maladie chronique bu demee ni diabète. jërëjëf soxna Ndeye Khady maa ngi leen di nuyu d'abord di leen gërëm di leen sant yéen waa Sud FM ak rajo yëpp yi nga xam ni yi ak média yi nga xam ni yëpp ñu ngi góorgóorlu tey ngir dimbali population sénégalaise bi di gërëm itam sama naataangoo yi nga xam ni ñoo nekk ci service de santé yi di góorgóorlu pour mën a jàppale nit ñi pour ñu xam naka la ñuy doxale ndaxte dafa bokk ci li nga xam mooy indi wér-gu-yaram ñu mën a jàngal nit ñi jàngal leen pour ñu xam parce que boo xamul doo xam nooy defe pour ñëw nag ci sa question dëgg la ni bu fekkee ni feebar yu mel ni am na ñi nga xam dañ yor feebar yoo xam dañ yàgg seen yaram wala feebar yoo xam xëy na sax du wér bu diir dund la ñu naan ko maladie chronique boobaa ñoom war nañu moytu war nañu gën a moytu wante ni li ñuy laaj ñëpp ñu def ko ñu moytu loolu lañ leen di laaj ci maanaam ci gàttal dafa fekkul ne da nga am benn feebar mooy tax feebar bu bees bii indi mbas mi gën laa yàpp waaye nag am na taxawaay yoo xam boo ko taxawulee yow bu ñëwee ci yow ci lay gën a metti ci yow waaw loolu moo tax ñooñu war leen gën a bàyyi xel gën leen di wax itam naka la ñu war a taxawee wante amul dara lu ñu war a soppi ci seen taxawaay ci lu raw li nga xam ni moom la ñu digal ñeneen nit ñi pour ñu di ko defee noonu ci feebar bu mel ni ba feebar bi d'accord coronavirus ci nga dugg ñu jub aussi ci ay fan yu néew lu ñuy tuddee weeru koor gi et contexte bi xaw a particulier comme ni ñu ko introduire léegi professeur ban taxaw seetlu ngay def ci coïncidence ñaari mbir yooyu jëm ci ki nga xamante ne moom mooy diabétique te xalaat ni weeru koor bu nekk bëgg na woor. waaw jërëjëf damay fàttali rek ni nag xam nga bi nga may prendre rek da nga diabétologue wan nag man professeur de médecine interne la médecine interne moo gën a yaatu diabétologue diabète dafa nekk ci biir feebar yi nga xam moom la ñuy faj waaw li ñu am bi moo xam ñoom moo tax ñoom ñu léeg-léeg ñun ñu mën a am gis bu gën a yaatu ci diabète que ki nga xam diabétologue rek waaw léegi nag weeru koor baa ngi ñëw xam nga déjà weeru koor ci boppam ak diabète dafa nekk loo xam dañu war di fàttali diabétique yi ne du ba bépp diabétique moo mën a woor dañ leen ko war di fàttali at mu ne ma fàttali ko bu ñu ci boolee nag feebaru coronavirus bi itam war nañu xoolaat ni nga xam wante nag du feebaru coronavirus bi ci boppam mooy tax diabétique bi bañ a woor maa ngi ci waxtaan keroog ci beneen domaine boo xam sama domaine muy domaine religieux waaw parce que dama déggoon mu am kat taxaw naan comme dañoo ne nañuy naan ndox bu bari kon nag nit ñi waruñoo woor man déet fi mu nekk nii nañu leeral nit ñi médecins yi li ñu wax bu ñu ko déformer médecins yi dañu ne ki nga xam ni kii yaakaar na ne doomu jàngoro baa ngi ñëw wala ñu gis ko ci moom même bu benn màndarga feeñagul kooku war nañ naan ndox mu bari ci fan yu jëkk yi ndax dañu yaakaar ni bu fekkee naan ndox mu bari doomu jàngoro bi du jóge ci put wi jëm ci xëtër yi mais day jóge ci put wi dem ci biir bi te boobaa xëy na feebar ba dana mën a jaare foofu dem loolu la ñu waxoon wante nag ki nga xam ni kii tey amuloo feebar bi ma koy yaakaar ci man di ko yaakaar ci yow di ko yaakaar ci ñu bari ñooñu waruñu taxaw amuñu fenn fu ñu mën a sukkandiko tey ba ne man de waruma woor parce que feebar baa ngi ci dëkk bi ndaxte yàlla subhanahu wa taala ba muy wax nag dafa ne
koor genn gàll naa ko seen loos yéen ñëpp ma ñëw nag ci affaire religieux tuuti nag parce que dama cee bokk gàll naa ko seen loos yéen ñëpp lu mooy nag ka nga xam daa feebar ak ki nekk ci tukki ki feebar ba pare ak ki tukki waaw ki feebar ba pare kooku yàlla nee na teggil naa la koor jàbba ma ba ngay wér boo wéree fay bu dee da nga am feebar bu dul wér nag boobaa mu ne teggil naa la ko ba faw na nga def li na li arab naan fidya maanaam na nga leele boobaa nga am yoolu ñëpp kon nag bu ñu déggee dégg boobu xam nañu ne war nañu mën a xam ni tey nga nekk ci jamono bi warul tax nga bañ a woor wante kii diabétique du question coronavirus bi mais dafa am loo xam mandarga am bu dajee ci diabétique bi warul woor te loolu ñu ngi ciy waxtaan fan yi ku am sa téléphone mobile gis nga ni fan yi nga tàmbalaat di envoyer message li ñu naan M-diabète message yooyu pour mën a aartu diabétique yi pour ku nekk ban war semaine bi yëpp li ñu ciy waxtaan mooy won nit ñi yow ndax mën nga woor wala waroo woor diabétique bi nga xam ni bii dara jotu ko diabétique bi nga xam ni bii suukaram normal na diabète bi nga xam amul benn complication benn jëye bu ko diabète bi indil kooku bu fekkee bëgg naa woor te itam garab yi muy jël du ko yàqal dara ci biir koor gi kooku new kenn amul fenn fu ñu signé ba nekkoon ne bul woor parce que ñu am benn groupe international depuis 1995 buy liggéey ci loolu pour ñi am maladie chronique ndax mën nañu woor wala mënuñu woor fi mu ne tey ji ñiy faj diabète yi ñu ngi ci lool ñiy faj maladie cardiovasculaire ñu ngi ci lool ñiy faj maladie rénale yi ñu ngi waxtaan ci loolu itam donc li may ñaan ki diabétique wala ki am maladie rénale wala ki am beneen feebar balay koor gi ñëw naga woor sa docteur ma nga dem ci moom moom dana la wax lu leer ndax mën nga woor wala mënoo woor. d'accord xam naa ne introduction bi déjà dégg ngeen ko mën nañu wax ne ubbi nañu antenne bi déjà ci 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak professeur Seydou Nour Diop mu di professeur de médecine interne diabétologue ancien directeur centre Marc Sonkale bu hôpital Abass Ndao ñu xool kuy njëkk a egsi kan la asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. kon lay xadi. waaw Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam mi ngi lay nuyu. waaw maa ngi nuyu sa professeur boobu. Seydou Nourou ñu ngi lay fay bu baax. waaw di ko gërëm di gërëm Ndeye Khady yow moomu ak waa Sud FM ak festival da ak l'ordre des médecins. merci beaucoup. waaw professeur maa ngi lay dénk dara soxna Ndeye Khady boobu waxal doyen Fat merci moo ko docteur honoris causa. rendu à la nation sénégalaise. à travers la médecine. loolu dëgg la moom. toujours ñu koy déglu macha allah. yal na ko yàlla jàppale. amiin ñu ngi dellu di leen sant waaw di wax ni comme kii rek comme ni ñuy wax maladie chronique yi d'habitude mag yu bari ci kër yi dañ ko am. waaw kon na xale yi jàpp loolu xam ni mag yi duñu génn kër yi. ñoom ñu ngi ci kër yi toog demuñu fenn xale yi nag ñoom ñooy dem ori ñëw indil leen. buñ leen indilee ñoom feebar bi sonnal leen ñoom xale yi daanaka du leen def dara. waaw nañu gën a ñaax xale yi si loolu man daal sama kii parce que fi mu nekk nii depuis le 2 mars ba léegi Sénégalais yi xam naa mokkal nañu geste barrière yeeg yooyu yëpp xam nañ ko. waaw nañ ko appliqué nag Sénégalais nag na ma yàlla baal dëgër nañu bopp trop. doo leen tere ñu jaar feneen. waaw mais daal nañu gën a góorgóorlu surtout zone yoo xam ni fa la lëmbee mooy Dakar rek Touba ak Louga. jërëjëf ñooñu bu ñu moytuwul man su ma doon Macky Sall sax dama leen tëj ñetti fan rek ñu xam lan mooy tëj. jërëjëf ñetti fan boo leen bàyyee rek bu ñu génnee daañu def lu ñu sax. jërëjëf sëñ Thiam. macha allah dafa am lu ma tàmbalee sànq. xam nga àddina. nit ki foog mu am lu ñu ko yare ca lañ ko yare nag bu fa ki ñu yar kooko dana xam nu muy doxale wante lu wala dafa ne loo bett man la te yar nit nag du ci benn fan du ci ñaari fan kon nag ci njëlbéen nga foog mu am yu xaw a demee noonu mais ñu ànd ak muñ ànd ak bañ a yàkkamti ak góorgóorlu ñi xam jéem a xamal ñi xamul ñi xam jéem a muñal ñi xamul loolu mooy mën a tax ñu dem ba mën a àndandoo jàppalante loxo pour feebar bi ak yeneen feebar jóge fi génn jërëjëf Mouhamed Thiam Malicounda Bambaxa ci Mbour ñu xool ki ci topp asalaamaaleykum.
salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. sama ñaari njóobeen mi ngi ziar de. macha allah ba añ nga. waaw añ naa. tabaarkalla. donc daal lañuy. waaw yàlla yàggal taxawaay bi. amiin yàlla nangu seen taxawaay yàlla sàmm leen. amiin. waaw li ngeen wax ci diabète gi moom macha allah. des fois am na parents yoo xam dañu xaw a dëgër bopp tuuti nag ci koor gi surtout foofu nag gën a bëgg ngeen insister. waaw nit moom laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa yàlla du teg bakke lu mu àttaloo. ci lu wér. waaw docteur moom macha allah yow moom xam naa suñu muallim bu docteur nga waaye muallim nga. jërëjëf. kontaan nañu daal ñu naan amatuñu lu ñuy wax li nga tënk lépp mooy émission bi. tabaar indi nga diine. waaw. indi nga médecine. parce que loolu diine ak loolu ñoo ànd. jërëjëf xam nga l'islam ci bi ñu dund ñun daf mënul dem médecine mënul dem l'islam dem ndaxte nit l'islam dafa ñëw pour defar nit médecine dafa ñëw pour faj nit. waaw l'islam day faj yaram day faj itam bopp day faj lépp kon nag médecine bu ñëwee du mën a def lu dul ànd ak moom ma baantuwaat ak li ma doon wax kii feebar. yàlla subhanahu wa taala moo ci bopp mu jëkk a def exception ne la yow mi feebar day may naa la bul woor kon nag pourquoi nit ki di dëgër bopp bu boobaa la ko waral nag dafa fekk ni boo nekkee ci askan di fa dund ñëpp di def lenn yow di nga am kersa ci bañ a def li ñëpp di def xëy na loolu mooy problème mu nit ñi moo tax ma ni lépp nañu nañuy waxtaan ci famille yi nañuy waxtaan ci bureau yi nañuy waxtaan ci comme ni ñu ko defee tey ci Sud FM pour nit ñi gën a gindeeku gën a nekk à l'aise comme ni ko tubaab yi di waxee pour bu ñu xamee ni waruñoo woor man tey jii ci sama consultation am na ñeenti nit ñoo xam ni bala ñu laata wax laa leen yéen waru leen woor yéen waru leen woor parce que fii seen feebar toll ak faj gi ngeen fu di faju médicaments yi ngeen di jël mënula ànd ak ngeen di woor te loolu la xam naa ne loolu lañ doon xaar kenn ki sax dama ñëw di xalaat ak xalaat mu ne dee docteur man bàyyil noonu rek man daal mën naa bañ a woor comme 20 ans ngi ni maa ngi am sama diabète te garab yi may jël te gis nga ni sama taux demewul noonu fi mu ne man daal ma bañ a woor moo gën man ko ma looloo ma gënal man ci sama bopp tabarkalla. jërëjëf sëriñ bi fàttali ñu fay wootee. jot na rëcc dem defe naa ñu xool ki ci topp professeur ñu dajalee ñaar ba ñetti laaj. daal di taxaw après bàyyi la nga tontu asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. baa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah fooy wootee. man Aslam laay wootee. Aslam ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay déglu sëriñ bi. waaw jërëjëf maa ngi leen jàmm rek. ñu ngi sant alhamdulilah. dama doon laaj hypertension artérielle ak koor mën naa ànd wala. d'accord. waaw jërëjëf merci beaucoup merci dinañu la tontu ci kanam tuuti ñu ngi nekkoon léegi kon HLM ak suñu auditeurs yi di xool ban destination la ñuy am suñu dajalee ñaar ba ñetti laaj ñu taxawaat bàyyi professeur mu tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala. soxna Khady. waaw sëriñ bi. maa ngi woote Kër Massar. Kër Massar. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. ñoo leen di ziar bu baax a baax a baax. ñu ngi delloo ziar. ki nga dalal tey jii. wax na dëgg yàlla wax na lu leer nañu ne médecine mënut a dem sans l'islam mënut a dem sans médecine. lu leer nañu la wax te wane na ko it nag wax na ne ni doomu aadama yëpp wax français rek te xam sa diine. ndax dégg naa ñuy wax seen Cheikh daan wax naan fii àgguñ ci médecin bi summi bulitam dugg ci jumaa ji te gaa yi ñuy delluwaat ci bulitam bi. day war a dem àgg foofu kon fii mu ngi joxe junj bu mel noonu. fa tabarakallah lu mel ni feebar bi xew nag lëmbale yëpp sonal ñëpp nag. moo tax nag ñu mel nii nga xam si am nañ ci ñaari xam-xam boor yëpp ñu informe baax a baax ci diine ji bu baax a baax ñu ñaan bu baax a baax c'est-à-dire di ko fàttali nit ñi fàttali wax si day fàttali ñaan bu baax a baax bu ñu mënut a daje di ñaan it ñu delloo ñaan bu baax a baax ñaan gi daal nañ koy delloo bu baax a baax nañ koy fàttali bu baax a baax. d'accord raxasu baax na diw sel baax na ndax sel boo ko kii boo ci doole benn si des sellal lay tudd sellal. sel mooy sellal rek sellal moom jaxal na lépp waaw. kon fa tabarakallah xasan maa ngi jégalu baax a baax. ñu ngi lay jégal. jërëjëf. ñu jógee
Kër Massar xool fan la ñuy dem ak professeur Seydou Nourou Diop di professeur de médecine interne di diabétologue asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. Ibrahima Dia Golf Sud. Ibrahima Dia ñu ngi lay nuyu bu baax Ibrahima. docteur général soxna Ndeye Khady Diop maa ngi lay doon nuyu. professeur fi nekk tey. waaw mais numéro 69 la rek. déedéet yamul de. mooy 9 mooy 6. du dégg nga prof li mu fi génne léegi xam nga li mu wax yëpp man xaw ma ko. ah. ma ni du dégg nga prof ni mu introduire léegi nii ak yi mu fi wax yëpp am solo yi mu fi wax yëpp. moo ma ci ëpp xam-xam de. kon xam nga ni prof mooy bu baax de macha allah. waaw mais il faut oser dans le bon sens il faut être ambitieux. déedéet bii moom non mënta ne. waaw maa ngi raté nañ ko bu yàgg. waaw maa ngi doon nuyu monsieur le docteur Diop. lay fay ñu ngi lay fay de sa disponibilité. jërëjëf. introduction bi rafet na. macha allah. yàlla xam nga gën a yokk. amiin amiin amiin. borom bi gën la bett lu gën a kawe sa njort. allahumma amiin allahumma amiin. waaw vraiment balaa may ko wax damay dolli ñaan ba lu subhanahu wa taala yàlla ñu dàqal l'ennemi mondial public numéro 1. amiin yaa rabbal alamin. mooy corona vraiment yàlla si borom di dàqal daal. amiin amiin. parce que vraiment gàllankoor na doomu aadama yi bu baax a baax. ok. waaw nuyu naa toute l'équipe de Sud FM. ak auditeurs yëpp ainsi que l'amical quoi. ak sama frère Alioune Badara Socé. bon monsieur le docteur li may bëgg a laajte li sama xalaatu bopp la rek. waaw bismillah. par exemple un diabétique de type 1 yaakaar naa moom la ñuy woowee trace ah. déedéet trace amul type 1. trace amul ah. déedéet trace moom amul kooku moom dama koy xeex bés bu nekk pour ñu bañ koo tuddati parce que ku diabète gaañ rek trace moo la gaañ. waaw mais kon type 1 c'est moins alarmant. amul diabète bu alarmant wul boo bëggee danaa ci dellusi bu may tontu léegi incha allah. waaw. bon man dama xalaat na bon type 1 souvent dañu koy woowee trace mais comme que dàq nga ko. waaw. dama doon xëy na. dinaa la ko leeral incha allah. bon type 1 mun na woor daal par exemple. déedéet dinaa la ko leeral incha allah. bon à part ça est-ce que woor en général mun na dàq feebar yu bëri nekk ci doomu aadama. waaw. waaw parce que dafa amul benn waay bu demoon en France. waaw. dafa amul benn feebar ci biir bi. bu dem docteur bi passé ko rajo ne ko je donne rendez-vous dans un mois tu vas retourner au Sénégal. mais soo demee da ngay lekk tuuti daal. moom bi mu ñibbisee xelam may ko ne comme que dafa woon ne day lekk tuuti mu woor 30 jours yi. bi mu mootee mu delluwaat en France ñu passé deuxième rajo. docteur bi ne ko mais yow où tu es passé mais yow tu n'as plus rien. docteur bi jox ko programme opération ah. feebar fu la jógee fay daal. waaw d'accord. waaw d'accord dina la si wax lu mu xalaat ci dugal bi dégg nga. incha allah dañ ci tontu. waaw yàlla ngeen wàccee jàmm yi. yëg seen kër ci jàmm. allahumma amiin. amiin. soxna Ndeye yàlla docteur Ndeye Marie Rose vraiment ñu ngi di bëggee bu baax quoi. merci beaucoup Serigne Dia. yàlla ngoon moo seetaan la fa lañ cat dégg nga. allahumma amiin. merci beaucoup Ibrahima Dia doon wootee Golf Sud 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam Adjaratou Ndeye Khady Diop. waaw Serigne bi. Barka Diop Sarr 93.2. Barka Diop Sarr ñu ngi lay nuyu Barka. ñu ngi lay fay Adjaratou. alhamdulilah di nuyu sa invité. ñu ngi lay fay bu baax. ak sa technicien. jërëjëf. yow moom kenn mën laa fay. ñun ci defee moom macha allah bu du woon yéen moom ñun ñëpp corona na. déet waay. waaw mais Ndeye Khady. waaw. man de gouverneur yi bëggoon naa ñu gestu askan wi comme masque yi léegi c'est obligatoire dañ koy maye. man gisuma lenn lu ñuy sensibiliser loo xam ne dañ koy maye may laaj invité bi. fan la ñu mën a amee masque ñun ñoo ngi def te Sud FM taxaw man li may def lépp Sud FM a tax am na yoo xam ne jaruñu koy wax quoi. lépp lu ñuy def Sud FM moo tax ñu koy def mais ñuy ñaan ñoom ñu jéem ñoom may masque yi quoi état bi merci beaucoup Ndeye Khady. jërëjëf d'accord jërëjëf 33 825 18 30 ñu amee kenn soose ñu taxaw ñu ci des may ñu professeur tontu ci laaj yi ñu daal di mën a ubbiwaat antenne bi asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna Ndeye Khady Diop. waaw. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñi lay delloo ziar fooy wootee. man la Oustaz Dramé Zak Mbao. Oustaz Dramé Zak Mbao. waaw maa ngi. tey. ayca ñi ngi lay nuyu di la sant. di rafetlu introduction bu baax. man diabétique laa depuis 10 ans.
léegi nag benn at rek laa woorul damay def nag sport bu baax ren nag damay xaw a am jaaxle ak couvre-feu beeg parce que koor gi guddi laa daan mën def sport donc bu ma defalee sport ay fan daal sucre bi dafay xaw a yéeg te may loolu nag xaw ma jaaxal tuuti ak koor gi daal te vraiment bëgg naa woor maa ngi nuyu sa idée bi di leen ñu nuyuwaat ci defam yëpp di rafet émission bi yéen fa de plus ñu ngi lay fay bu baax oustaz Dramé kon Socé dañuy taxaw noonu ba ci kanam professeur tontu ñu mën a dellusiwaat dañuy njëkkee HLM professeur daf ne ki nga xamante ne dafa amee hypertension artérielle ndax kooku lee mën na woor. waa jërëjëf Ndeye Khady xam nga bi ñuy tàmbali di ubbi dañu wax ci li nga xam mooy feebar yi nga xam ni feebar lay day yàgg ci yaram. waaw feebar yooyu diabète ci la tension ci la. ak yeneen i feebar comme insuffisance rénale ci la itam. ak yeneen feebar ministère de la santé def na ci lu mat juróom-ñaari feebar yoo xam ni maladie chronique lañ leen di tuddee. kon nag feebar yooyu boo ko yoree tere warul tax ñu ne waroo woor. mais dafay am foo xam bu feebar bi tolloo wala bu sa faj tolloo foofu sa docteur rek moo lay mën a wax ndax di nga woor ki am hypertension la tax ñu di ko fajal tension bi mooy bañ tension bi jàpp xol bi mbaa mu jàpp roño yi mbaa mu jàpp yóor gi wala feneen ci yaramam loolu moo tax ñu di ko faj boo gisee ñu naan la sa garabu tension bu ko bàyyi ba mukk na ngay dem docteur mu leen seetal sa tension na ngay docteur mu la ajuster sa traitement pour mën a aar xol bi pour mën a aar xol bi aar roño yi aar yóor gi ak aar siddit yi deret yi di daw yooyu mooy principal ak bët yi loolu mooy principal bi yooyu tant que tension bi laalu ko te fekk na itam yow sa tension dem na ba normal maanaam ci temps nga xam duñu la xoolee day mel ni yow mosoo am tension kooku moom bu boobaa bu laajee docteur na yow kat mën nga woor sa garab yi na nga soppi waxtu nga ko joon jëlee parce que garabu tension bari suba gi lañ koy jël mais li cëpp pour bañ yenn garab yi nga xam ne am na garab yoo xam ne garab tension day sawloo nit ki ci bëccëg bi kon nag boo ko jëlee ci suba gi amaana bu boobaa bëccëg bi mu sonal la ba doo mën a àggali sa koor kooku de docteur da ko naan garab googu day boo ko mënee na nga koy jël ci ngoon gi am na ci dose yoo xam ni itam docteur bi dana la ne docteur bi wàññi ko jëlal genn wàll gi rek kon nag loolu pour ñoom ñu wax rek am nga tension ndax mën nga wala mën a war lu jafe la kon nag foog ñu dellu ci docteur yi comme ci diabète loolu laay wax toujours dama ne diabétique bi balay koor di jot 2 wala 3 mois avant li nga xam moom la ñu laaj diabétique yi tey dañ ne boo fas yéene woor bu rajab jotee rek rajab mooy ñaari weer avant koor demal seeti sa docteur ci ngay préparé wu préparation bi lan la mooy benn nag dañ nga xool fa jaay sa diabète toll bu docteur dina xool bu waree soppi say garab mu soppi ko bu fekkee ni sa diabète fi mu toll dana la ne fii mu toll day bu fekkee wàccul doo mën a woor bu koor gi jotee kon nag ñaari weer avant la ñu war a dem pour loolu kooku mooy première chose ensuite maintenant docteur bi bu fekkee gis na ni yow mii sa diabète wala sa tension dafa indi jëye ci bët yi wala ci xol bi boobaa na la yow kat woo koor wàcc na la parce que day gën a garaawal boo wooree daf koy gën a xam nga am na feebar yoo xam ni mel ni insuffisance rénale bu tàmbalee ci yow da ngay soxla ndox sa rein day soxla lu koy raxas bés bu nekk donc boo toogee journée bi yëpp naanuloo mën na yokk feebar bi donc tontu ci question bi moom fokk mu seet docteur pour mu wax ko ndax tey war na mën a woor fi tension mu toll wala déet avis médical laaj mu ngoog exactement Kër Massar nee na dafay firndeel li nga wax ci wàllu médecine ak santé que ñoom ñaar kenn mënut a dem bàyyi sa morom ginnaaw mi ngi rafetlu sa introduction bëggoon nee na yéen ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu santé de manière générale ci wàllu sensibilisation bi xeex jàngoro coronavirus ngeen gën ci xuus ngir jàngoro ji mën fi jóge waaw jërëjëf ci lu gàtt la foofu damay wax sànq ni ki am diabète ki am tension ki amul feebar ñëpp ñoo ci bokk yam bu ñu nee toog leen ci seen kër yi na nit ñi toog ci seen kër yi bu ab li la génneel solos ka nekk lu am farata bu amul farata man mii di wax ak yéen une semaine a ngi nii tey yéen a ma génne sama kër waaw yéen a ma génn damay génn ci dem ci cabinet bi liggéey dal di yéegaat sama kër oto bi mi ngi soog génn garage bi depuis une semaine sama waa kër sama jabar samay doom kenn du génn sauf xëy na dem ci marché bi am loo jënd dellu si damay dem dañuy sol seen masque
boo dee génn boo fekkee fa nga jëm da ngay fekk ay nit ne fa na nga sol sa masque. bul ko ruse kenn. déedéet solal sa masque ba del si. waaw loo man di laal muy ci biir kër gi muy ci feneen na nga raxas sa loxo te comme ni ko président wanee ci télé bi keroog raxas loxo du ñëw rek daal di raxas nii dem. déedéet da ngay jël sa saabu kenn du raxasee eau de javel da ngay jël saabu. raxas bi war na lu mat ma genn wala minute war nga ko raxas ruq yi doxe ruq yeeg loxo yeeg yëpp nga def ko parce que muus boobu sa wax ba saa buy de xëb-xëb boobu moom mooy rey jombee bu fekkee mu ngay seeran te waxtu woolaale kenn wala woolaale leneen wala loo génnee am foolaal boo dellu see naka raxas sa loxo kooku mooy ñaareelu mesure bi ci des na nga góorgóorlu ba sa biir kër yi ngay laal ak yëpp na nekk place yu sell yoo xam ne xam nga ni li keneen laalu ko dem di bokk ay kuddoog di bokk ay serviette ak di bokk yooyu yëpp nañu ko moytu ci biir kër yi fi mu nekk nii nañu ko moytu newuñ nag ku ne na nga toog sa koñ bu añ jotee Sénégal li ñu tam mooy añandoo dañ toog añandoo mais nañ raxas suñuy loxo ba pare damay wax keroog ma ne jullit bi na ma sama yenn mbokk yi baal mais ñoom itam xam naa dañ ci dugal gis seen bopp jullit bi yàlla daf ko ne na ngay jàpp ma ne leen boo dee jàpp bala ngay jàpp na nga raxas sa loxoog saabu ba mu set xam nga bés bi lu gàtt nga di nga ci jàpp lu mat ñetti yoon wala ñeenti yoon waxtu woo war na nga raxas sa loxo bu te di nga guux ndox mi ci biir gi mu ngoog saxati ko ci bakkan bi mu ngoog bala nga koy def nag na sa loxo na loxo ya set yooyu nga xam moom la ñu wax noonu nit ki buñ ko sàgganewul bañ a itam fekk fu regroupement am nga ni maa regroupement booy dem marché sax na nga góorgóorlu ba marché bul fa dem di fa waxtaan jëndal la ngay jënd daal di ñibbi sa kër loolu moom laa koy tontu ci loolu li ci des nag boo xasee ba def nag nga wàkkirlu nag ci yàlla comme noonu comme moom xam naa ni marabu la yenn sa dafa adduwaa aussi la silaaxul muminin ñaan mooy ngànnaayu jullit waaye nag damay wax ni ngànnaay ñaan boobu day ànd ak nag jëf wàkkirlu ci yàlla bu àndul ak jëf dootul wàkkirlu ci yàlla déedéet waaw da ngay sabablu ba pare mu ngoog Ibrahima Dia Golf Sud la wootee dafa njëkk a wax benn baat boo xamante ne dañ ci taxaw muy trace waaw mu laaj la diabète de type 1 est-ce que c'est moins alarmant nga kii ko foofu ne ko diabète yëpp daanaka amul bu moins alarmant tout à fait mu ne diabétique de type 1 ndax mën na woor boobu laaj la waaw ndax woor dina raxas ay jàngoro mu joxe benn exemple boo xamante ne bitim réew la woon lan nga koy tontu moom Ibrahima Dia jërëjëf ñi ngi gërëm Seydi Ibrahima Dia bu baax li tax may bañ day dañuy wax trasu diabète te kooku diabète ak àddina bi ñoo ko bañ bu dee France la wala feneen dañ naan il n'y a pas de petit diabète amul diabète bu tuuti ak diabète bu mag type 1 li tax ñooy distinguer type 1 ak type 2 dama koy wax ak nit ñi rapidement rek diabète type 1 mooy ki nga xam dafa diabète fekk na cër ba nga xam ni ci yaramam mooy defar insuline cër boobu moo yàqu complètement te dootul baax kooku nag bu boobaa ala kulli xaal nu man def day pikiru insuline li des ci diiru dundam kooku mooy type 1 te li ci ëpp xale yi lay dal bu lay dal day fekk nga nekk xale nga nekk ndaw bala ngay am 25 ans li ci ëpp ci la lay dal te day ko nekk sa yow sa diiru dund mais ku ko yar di fikiru ni mu waree di seet sa ko mën nga dund 80 ans waaw kooku mooy diabète de type 1 diabète de type 2 nag mooy diabète bi dal mag ñi après l'âge de 40 ans te nekk diabète wax day topp ndono benn day topp ndono ñaar la nga moo koy mooy fa tax mu feeñ ci nit ki mooy nga yaram wuy law di obésité waaw mooy nga mel ni siyeen yeeg njaayeen yi nga xam ne lekk moom doo ci doyal ba mukk ba pare ne yàcc benn place doo def dara yooyu comme ku mu daje ci yow rek même boo amul ndono diabète sax boo mooy tuulee diabète dana feeñ ci yow kooku mooy type 2 mais diabète amul trace li tax ma ne amul trace ci suba rek laa ci waxtaan ak kenn li docteur bi dafa ne am nga diabète wala amoo diabète mu jeex parce que damay wax ni nit ki ñëw première fois am 2 grammes wala 2 grammes 50 ci taux de sucre ak ki am 1 gramme 50 pour man benn lañu xam nga lu ko war a lay xadi mooy ni ki am 3 grammes bu nangoo faju dana ñëwaat 1 gramme ki am 1 gramme 50 ñoo ko trace la rek trace moom da ngay naan gome rek mu dem kooku nag mooy naagu
ba 4 mois 5 mois wala 1 an après mu nekk 5 grammes. kon nag trace amul. déedéet nañu ne wane docteur yi ak professionnel de santé yi nañuy wax nit ñi am nga diabète wala amoo diabète bu seen xam-xam àggul foofu ñu ne ko demal ci diw moo ma ci ëpp xam-xam moo tax mu gën ñaan nit ki am nga trace ñu naan trace trace day moom day dem rek boo kii temps rek mu dem mu làqu ji boobaa nàqu ji la day taxaw ci koñ bi rek te buy dellu si nag doole lay dellusee bu boobaa da lay song bu metti mu ngoog waaw léegi nag deuxième question bi mu wax ci affaire ndax woor dana wéral feebar. peut-il jeûner. waaw waaw peut-il jeûner. waaw bu fekk li ma waxoon ci diabète c'est-à-dire diabète type 1 bi ni ma ko tuddee moom bokkul ak type 1 moom nga xam moo yaakaar nañ trace la. type 1 mooy ki nga xam ni cër yay defar insuline dañuy yàqu presque à 80% wala quelquefois à 100%. ñooñu nga xam dañuy war a piqûre insuline les ñaari yoon ñetti yoon même ba juróomi yoon ci bés bi. kooku moom diiratul na waratul woor. ci li ñu d'accord ñun tey mooy kii piqûre insuline moom waratul woor. d'office. d'accord diiratul na waratul woor dafa war di leelee rek mais waratul woor. d'accord waaw kooku mooy type 1. bu dee type 2 nag kooku moom condition bi muy wooree wax naa ko sànq mooy premièrement na fekk ni sa diabète yàggul lool ci yaram bi. ñaar na fekk sa diabète wàcc na ba taux bi normal maanaam suba gi bu seetee boppam nekk diggante 0 gramme 90 ba 1 gramme 20. ca lay ne. na fekk ni itam diabète bi laalul xol bi laalul roño yi laalul bët yi bu boobaa itam dana mën a wax na bu dee jigéen la na fekk ni ëmbul. bu fekkee yooyu am daje na ci nit ki bu boobaa day mën na woor mais koor ga itam. na dem ci docteur am d'abord bu fekkee doon jël ay garab mu ne ko naka lay soppee jël bi parce que am na garab yoo xam ne suba nga leen di jël am na ñoo xam ne suba ak ngoon nga leen di jël am na garab yoo suba midi ngoon nga koy jël donc loolu bu boobaa bala muy woor na dem seeti docteur am mu wax ko naka lay jëlee garab yi parce que man léeg-léeg malade yow ma ne ko yow garab bi nga doon jël suba nga ko doon jël non seulement bu ko jël suba de ko jël booy dog wante ni ngay jël genn wàll gi ci biir koor gi yëpp waaw pour éviter risque li naan hypoglycémie maanaam suukar bu wàcc ba mopp ci bés bi li ci des digle bi ci des mooy buñ la xasee ba ne wooral yow na ngay seet sa suukar ci bés bi tous les jours minimum lu gàtt-gàtt bu ñu demee suba gi ba 9h jot na nga seet sa suukar boo demee ba ci ngoon gi ba tàkkusaan na nga ko seetaat te waxtu woo ko seetee gis ni ëpp na 2 grammes 50 bés boobu arrêté al koor gi ci jamono da ngay dog bu fekkee wàcc na ne yées 0 gramme 70 yëpp pour nga bañ a def hypoglycémie arrêté al koor gi bés boobu loolu la ñu digle. diabète bu yàgg lool. waaw waxu cee bopp yàgg lool ci ban durée. yàgg lool diabète bi nga xam ne ëpp na 15 ans wala 20 ans te borom maîtriser wu ko. mais ki nga xam maîtrise na diabète am amul benn complication même bu amee 30 ans dina mën a woor. mais ci kaw surveillance ak médecin wo. d'accord. waaw li question bi ci des. day xas ay feebar. waa xam nga kooku discussion internationale daf ci am. am na études yu bari ni yu ñuy def naan le jeûne day faj feebar yu bari. waaw. damay jëkk a ñëw ci li nga xam ni yàlla moom la wax ak yonent sallallahu alayhi wasallam parce que ñuy wax ak jullit yi. yàlla dafa ne wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum ta'lamun yéen boo leen xamoon ni koor baaxee ci seen yaram. di ngeen woor de loolu la yàlla wax. ca aaya wante yonent sallallahu alayhi wasallam moom dafa wax ba gàtt bu résumé la dafa ne suumu tasixu woor leen ngir seen wér-gu-yaram yokku ñu déggee foofu ni koor boobu nag man li ma ko mooy kooru prévention. maanaam yow parce que dafa wax ci benn xadis ni. lépp loo gis ci ajaanaam asakay yaram nag mooy koor mooy dindi asaka bi graisse gu ëpp geeg yooyu moo koy dindi te kooku bu defee noonu bu boobaa yaram gi ne yow boo sa graisse wàññi ko sa wér-gu-yaram yokku donc mais am na feebar yoo xam ne gis nañu ne tey jii boo ko feebaree dañ lay geet dëgg la dañ naan wàññil sa lekk. waaw. kon nag li nga naan te koor li ci am intérêt mooy li naan jeûne intermittent xam nga du jeûne 24 heures sur 24 12 heures de temps la. mais la ci am sol nag day xam pour mu mën a jariñ ci feebar. waaw. mooy ni boo dogee nag bul def nag comme njaayeen yeeg siyeen yi
yéeg bàyyi sa loxo ci ndab li. waaw ni nga xam ni croissant yeeg yëpp di doxante yooyu nañ ko may fromage lépp waaw ci biir fromage yeeg yëpp yooyu moom boo ko moytoo rek sa yëf sa wér-gu-yaram dana yokk. d'accord Baska Diop Sarr ñu dellusiwaat ci wàllu coronavirus bi ci mbirum masque yi la wax xam naa ni problème am mooy disponibilité masque yi waaw ginnaaw dañu wax ne nañu ko takk léegi te nit ñi jotewuñ ci waaw xëy na peut-être xam naa ni sensibiliser wala daal nu ñu def ba askan wi gën si mën a jot waaw macha allah kooku yaakaar naa ni ministère de la santé dégg na ko suñu naataango yi fa nekk ma leen gërëm di leen sant dégg nañu ko organisation tous les gouvernements yi itam war nañu xam ni effectivement dëkk bi masque yi manqué na te bu nit ñi dañuy génn comme ni ma wax sànq même suñ leen yaree am nañu ay soxla ci biti foog ñu dem doxi seen soxla kon nag war nañu xam fu masque yi am sànq rek la ma leen nit di laaj fan lay jëlee masque man mii ci sa bopp xaw ma fu masque yi nekk démb dafa am sama benn malade bu ma ci indil la ma ca dese moo ma ko indil mais maa ngi xool fan laa ko jël parce que man bés bu nekk dama war a takk masque fi ma nekk ndax malade yi may recevoir waaw donc war nañu fexe ba masque yi am ba pare ñu seet nag masque yi baax efficace waaw yi répondre parce ci que liñ nag soxla tey yi mode la nag waaw léeg-léeg ma gis ci yoo xam ni mode na lool waaw donc nañu def attention parce que misamay wax masque boo xam ni valable na di la mën a protéger moo tax ñuy wax méngoo ak normes yi ñu tëral mu ngo d'accord Oustaz Diamé Zac Mbao la woote nee na dafa diabétique depuis 10 ans fukki at waaw dafay def sport lu bare nag benn yoon la musta woor defe naa bi mu yoree jàngoro jéeg léegi waaye ren nee na dafa am njàqare inquiétude li ko jaaxal mooy ak couvre-feu bi professeur moom dafay daan am habitude nee na su dogayee ba pare génn ci biti doxantu ci guddi gi ak couvre-feu bi nee na xam na ni dootul mën a génn di doxantu alors que su doxantuwulee ci li mu wax suukaram dina yéeg soo moytuwul waaw jërëjëf léegi daf may dellusi rek ci traitement diabète traitement diabète dafa am ñett wala ñeenti mbir yu nekk ci biir bi ci jëkk mooy sa lekk ak sa lekkin foog nga sellal sa lekk maa ngi koy junj sànq bi ci topp mooy foog nga tàggat sa yaram ba ca topp nag mooy docteur yi garab ya mu lay jox nga jël say garab ni mu ware mais nag loolu yëpp li ko jiitu pour mu mën a am mooy na ngay jamono ba jamono na nga dem seeti sa docteur bul jël say garab rek yaakaar ne mën nga faj sa bopp kenn du mënul faj sa bopp man mii bu ma feebaree damay seeti docteur donc yow diabétique bi am nga sa docteur au lieu que nga naan man bu ma deful sport sama suukar day yéeg docteur boo demee dina wax lu tax sa suukar di yéeg kon nag moom na jóg fan yi dem seeti docteur am mu xool garab yi muy jël ga comme na ma ko waxee sànq seet jamono yi mu koy jël ndax méngoo nag mu war a woor wala déet mooy première étape bi léeg-léeg bu loolu yëpp matee nag koor couvre-feu terewul kenn mu sport man mi sama terrasse lay yéeg ci suba gi fi mu nekk nii te bu koor gi moom lay def ngoon dox fa 30 minutes bu fekkee am na kër bu kër amee bayal ci kër gi mën na dox ci biir bayal bi 30 minutes ci cour bi waaw mook sport ba muy def ci mbedd mi benn la sport du question nga génn ci mbedd mi boo toogee sa biir kër mën nga organiser am na sama benn dafa ñëw ma ne ko man même bu ma demee étranger nekk ci hôtel bu hôtel ba amul fitness sama biir nekk ci lay sporté waaw pendant 30 minutes parce que li am solo mooy li ngay tàggat sa yaram mën nga bu dee 5 mètres am nga ci néeg mën nga dox di dem ak a ñëw pendant 30 minutes day daal di doon dox ba nga doon dox yëngatu boobu mooy li am solo loolu mooy li ma koy digal waaye nag la ma jëkk a wax encore une fois na dem seeti docteur am ñu ajuster ko traitement parce que léeg-léeg diabète yi gis na toog 2 ans du seet médecin mu ngo alors que garab yi dañ koy xool. absolument Aïcha ñu ubbiwaat antenne bi Socé ci 33 825 18 30 ñu ngi ànd ak professeur Seydou Nourou Diop professeur de médecine interne di diabétologue asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax Adja maa ngi lay nuyu bu baax. ñi ngi lay fay. maa ngi ziar sama sëriñ boobu Thierno Seydou Nourou Diop. macha allah professeur maa ngi lay nuyu di lay ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo nuyoo. xam naa xaw ma mais xam naa ko bu baax a baax macha allah. macha allah. ku am xam-xam nga bu laab biir la bu baax la. jërëjëf yaa koor turandoom bu baax la. moom xam na fu mu koy waxee quoi. alhamdulilah. maa ngi ziar bu baax tontu Dex Seck Tidiane Ndour. yàlla d'accord yal na yàlla nangul ñu ziar sëñ bi. waaw maa ngi ziar bu baax tontu Dex Seck Tidiane Ndour. waaw. di nuyu sama sëriñ boobu Mouhamed Lamine Malikul Nambour waaw kay waaye man waaw. bon man lu ma doon laaj mooy professeur. waaw.
man lu ma la doon laaj mooy gis nga kër yi li ñuy daan ni comme ça nit ñi la ñu foti ci biir kër yi dañuy xat te loolu baaxul ci nit ñi xam nga nit ñi loolu bu ñu amoon xel tuuti. ku nekk bu moytoo rek danoon réussir ci xeex ñëpp ay réussir. ñëpp bu ñu toppee ndigal docteur yi rek ñëpp ay réussir. léegi man mënu doon laaj mooy balaa ngay woor maanaam koor gaa ngi jub si balaa ngay woor léegi bu mu nekk nii moom dara jotu macha allah maa ngi sant yàlla bu baax est-ce que nit war na seeti yaramam xool ndax dara jotu la balaa ngay koor. loolu moom dama koy laaj parce que man gis naa ay cas yoo xam ne nit tekki woor dara daal ko ci biir koor ci fekk nag yëgu ko woon. yëgul woon tant que feebar. incha allah daañu baax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf El Hadj Touré ñu xool ki ci topp kan la ak laajam asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ndeye Khady. waaw sëriñ bi. ñu leen di nuyu. ñu ngi lay fay fay wootee. maa ngi wootee Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall. waaw. ayca bisimilah. man de masque yi ñooy wax nii. masque yi. waaw. su ma ko takkee nii. depuis ba léegi laa ko commencé takk mais su ma ko tekkee daf may def affaire soj bu ko defee du sama bakk ni di fàtt. waaw moo tax daal man affaire daf may jaaxal ci loolu. d'accord. léegi couvre-feu bi ñuy wax nii. pour takk der yi alkaati yi. ñuy dimbale gardien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti wisil yi xam nga am na ñoo xam ne amuñ carte pour circuler mais faaw ñuy circuler parce que matériel jàmbur ñuy garder ak cité bi ñuy garder yooyu. parce que barki démb dañoo jàpp fii kenn koo xam ne dafa sol silé. di circuler di ubbi benn oto pour defar sàcc bañ jàpp ko. ñu woo waa SM mbaaw ñu ñëw jël si ko. xam nga yooyu bu fekkoon ne nekkuñu woon di circuler ndax dañuy bàyyi alkaati yi loolu rek mën nañu fekk ñu ubbi oto ba am luñ si yóbbu. voilà loolu daal man moo ma jaaxal te alkaati yi itam dama leen di yërëm parce que xam nga lu tax. parce que li ñuy nekk ci terrain yi di circuler mën nañu daje ko am kii bi feebar bi yooyu daal. d'accord. waaw te clinique yi itam yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi. bëggoon naa daal ñoom it ñu yor testé boo xam ne bala ngaa dugg ñu testé la. parce que mën ngaa dugg ci clinique bi ba pare nga yor ko nga dugg ci biir fekk nga fa yeneen nit nga wàll leen wala nga wàll leen médecin bi. d'accord. moo tax daal su ma sañoon daal ñoom ñu yor kii boo xam ne nii dañ ñooy testé boo duggee rek ñu testé la bala ngaa dugg ci biir. d'accord. jërëjëf mi ngi doon wootee Kër Mbaye Fall. ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla. fooy wootee. sëriñ bi baal ñu nga yëkkati sa kàddu ci kaw ndax ñu dégg la fooy wootee. Fass. ñu ngi lay déglu. waaw man ci affaire yi ci jabet bi laay laaj. waaw. ku ko sa waajur xame woon dañu doon feebar bu doon wala yooyu. te man yàlla daa dogal. dama bëgg kafe lool li ma ci naan day bari lool. day laaj ba xam te bu ko loolu di dama am effet saxu bopp loolu mooy sama problème. te doon laaj ba xam day doon lu ñuy doon wala day feebar boo xam day dabaate rek. d'accord. jërëjëf suñu auditeur boobu nekk Fass 33 825 18 30 ñu xool kuy ñëw ànd ak professeur Seydou Nourou Diop professeur de médecine interne ak diabétologue asalaamaaleykum. aleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi sant bu baax. foo ñuy woowee. alhamdulilah. maa ngi wootee Parcelles Assainies. ay ca loo bëggoon laaj professeur. waaw dama bëggoon laajte. mag boo xamante ni am na plus de 66 ans 67 ans. baal ñu nga gën a yëkkati sa kàddu tuuti. voilà dama doon laajte. am na mag boo xam ni am na 66 ans 67 ans. mais nanguwul a dem hôpital nanguwul a xool ci santeem dara daal. en plus presque du def sport te bu lekkee rek dafay tëdd. bu lekkee dafay tëdd nanguwul def sport nanguwul def dara voilà mosul. def analyse pour diabète wala dara ma bëggoon xam risque yi parce que souvent dafay demander ay ci vertige ci yaram bi mu ne dafay miir genre affaire yooyu daal. voilà wala boppam dafay metti genre affaire yooyu je vois que ni c'est trop risqué loolu muy def noonu ma bëggoon xam mbaa amul risque wala dara. d'accord. voilà merci madame. merci beaucoup madame 33 825 18 30 ñu ngi woon Parcelles Assainies ak suñu gan asalaamaaleykum. Ndeye Khady. waaw. nuyu naa la. fay naa. Bamba Sidi Mbaxat Diop. Bamba Sidi Mbaxat di nuyu nag sama docteur boobu.
ndax moom mu jëkk a seet wax ma ne am nga jabet. may noos rek di lekk yu neex rek. sama doomu jigéen laa àndal keroog sama doomu jigéen laa àndal aw Diop mu ne ko sa papa dee ko surveillé muy li régime bi ko wax mu di ko topp. mais docteur. dafa am benn sensation. je suis diabétique depuis 10 ans. D'accord. Mais j'ai comme l'impression que ceux qui ont le diabète sont des morts potentiels pour certains. Ma question est très rigoureuse, très rude, mais j'ai comme l'impression que quand les gens sont au courant de ton diabète, ils te prédisent tout de suite la tombe. Or, ils ne savent pas que les diabétiques peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Je connais de hautes personnalités, je ne peux pas les nommer ici, mais qui ont plus de 70 ans, 80, même 90 ans et qui ont le diabète. Mais est-ce que doo wax ak ñoom ne leen am la diabète waxul rek yaa ngi ñëw dee. incha allah dañ ci dellusi. gannaaw loolu docteur dama gis benn melokaan dama ko remarqué daaw jéeg enfin boobu reflété gros vraiment sa comportement sur le plan islamique. je sais que waa Ndar ñoom dañuy jullite trop. mais da nga ànd ak benn daal am na loo àndal temps yi quoi avant da ngay laxatu mais man maa lay feeñal man Amadou Bamba maa lay feeñal mais am na lu la dugg lu nga xam ne waxaguloo ko mais dana mas a feeñ bés bu soobee yàlla. Troisième et dernière enfin troisième question véritablement. mooy ak feebar bi génn man mënu ma ko prononcer le mot français je n'arrive pas à le prononcer. waaw man tout ce qui est mauvais mënu ma ko tudd. c'est tellement mënu ma wax je te jure je n'arrive pas à prononcer ce mot. Un de mes enfants a essayé de m'apprendre ça ma ne ko bul ko jéem lu bon du ma ko wax. lu bon ku bon du ma ko xam. léegi ban liaison la am ak ñiy wax les maladies yi wax ko ci ce début ak les maladies yi nga xam ne du wér feebar yoo xam ne du wér ndax am na feebar yoo xam ne à kulwaal yi da ngay dem ak moom ba mais nag doo gaaw a dee. d'accord merci beaucoup. docteur et merci des xam yi. Bana Diop merci beaucoup Bamba Sidi Mbaxane Diop ñu xool kuy ñëw asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si na nga def. ñu ngi sant bu baax sëriñ bi fooy wootee. waaw man de Pire la. maa ngi tudd Alioune Badara Sow. Pire ngay wootee. Pire gu rëy. région de Thiès département de Tivaouane. d'accord. maa ngi tudd Ali Sow. Ali Sow. nekk président antenne diabétique bu Pire. yow xam nañ la. waaw man nag kon xam naa ne man mii xam naa ne professeur moom xam naa bu baax a baax a baax. bu baax sax. ba tax na kon man du ma poser question mais damay def sama témoignage. ayca. témoignage bi nag mooy professeur moom dama ko xam bu baax a baax a baax. ñu jiite ñu Abbas Ndao ñun en tant que ay diabétique te lii muy def aussi du c'est pas la première fois ba tax na kon ñu ngi koy ñaanal. amiin di ñaanal ku ñuy wax Baye Umar Gueye moom it. amiin nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon nekk di yor liggéey boobu. tey def liggéey boo xam ne liggéey boo xam ne liggéey bu suufe la parce que li ñuy def ci social ak leneen xam naa ne yéen mënu leen ko xam ba tax na ñun ñi xëy dañoo nekk ay diabétique depuis 20 ans di nekk ak moom vraiment xam nañu comportement am xam nañ seeni comportement moom ak Baye Umar. ba tax na kon dañ koy ñaanal. yàlla ko yàlla yokk sutura. allahumma amiin yàlla defal ko jàmm. amiin amiin yàlla defal ko wér. moo ku ñuy wax Baye Omar Gueye nga xam mooy président Assad. ba tax na vraiment ñu ngi leen di sant bu baax looloo tax man du ma poser question parce que. surtout hémodiabète bi ñun hémodiabète bi dafa fekk fan yi man maa ngi ñu ngi jaaxle ñun waa côté bii. nga xam ne dañ daan am ay problème mu information. man mii rek dugal naa lu ëpp 5000 personnes ci affaire hémodiabète en tant que président antenne. def naa ci ay émission ci benn rajo communautaire bu nekk Tivaouane. ba vraiment fi mu nekk nii nit ñi dañoo yàkkamti sax nan la ñuy def ba duggaat ci hémodiabète far nag ma dégg publicité bi ñu ne da ngay dem ci numéro boobu ngay inscrire léegi. ba tax na kon vraiment ñun dañuy rafetlu professeur ak Baye Omar nga xam ne dañoo bokkoon di liggéey bu rafet. bu colossal kon ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm. bañ a guddal nag moo tax jërë ngeen jëf sant nañ bu baax. merci Sow jërëjëf merci beaucoup Ali Sow Pire Gouray ñu dinañ ñëw tuuti après ci wàllu diabète bi ñu xool kan moo ci topp ñu daal di taxaw mayaat professeur mu tontu ñu daal di jéem a ubbiwaat antenne bi ñu jógee Pire Gouray kon xool ku ñuy am asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. maa ngi fi ça va bien. fooy wootee. Gara Gueye Thiaroye Géej. Gara Gueye. oui Thiaroye Géej. d'accord Gara ñu ngi lay nuyu.
naka coono yi ñu ngi kontaan ci émission bi. merci beaucoup. yal na leen yàlla fay parce que yéen a ñuy jox benn croissant bu baax ci wàllu koor gi. ñu di ci kontaan nag man dama leen di gërëm rek ndax seen émission dama ko dul tardé. waaw yal na leen yàlla fay taxawaay bi yal na leen yàlla yàggal. amiin da di nag comme yéen it yéen a ngi wax ci diabète bi war ngeen a wax it ci nin war a ndogoo ndax 3 sàq mi par bés weer wi juróom-ñeent fukki sàq mi la. te mbokki sekkeen yi buñ ko déggee dinañ ci xaw a escanté wu te koor yàggul. te dafa war a joxe ak wér. ma di leen sant ci émission bi ngeen di def di kontaan ci yéen torop jërë ngeen jëf. merci beaucoup kon dañuy taxaw ci garage gi moomule doon wootee Thiaroye-sur-Mer mën daal di dawaat xool laa ci fi jot a dugg ñu daal di koy tontu dañuy njëkkee El Hadj Touré woote woon Dakar Plateau wax ci waxu xataayu kër yi ci soo bëggee respecté xëy na mesures yi ñu. Lamine Ndour. waaw la tudd waaw. El Hadj Touré. baatu bon. baat dafa baat bu ma xawoon a néew. kon dama ko jox ayta ci xataayu kër yi la wax moom ci boppam. ak boo bëggee respecter un peu mesures yi nguur gi wax. li muy xaw a compliqué tuuti. mu ñëw nag dellusiwaat ci wàllu koor gi. nee na balaa ngay woor docteur. même soo dul diabétique. est-ce que da nga war a jug seeti médecin ba pare. jërëjëf soxna Xadi xanaa ñëw ci affaire xataayu kër yi rek. xam nga ñi bokk benn kër. mënuñoo mooy tonte comme ñi ne mooy tonte ci mbedd mi wante kóolute seen diggante ak yamale nuyoo yeeg laamisoo yi dafa am solo. xam nga tubaab yi nga xam dañu xaw a doy waar da ngay lii seen naan yow waratoo sax jege sa jabar waratoo sax fóon sa jabar. ak yu demee noonu bon loolu excessif noonu wante nag loolu pour wane ne rek ñu def attention ci biir kër lu kër gi xat-xat quand même am na fu ñu mën a nekk te tout le temps ñuy laamisoo ci biir kër gi. waaw loolu bokk na ci li nga boole ko ci liñ njëkkoon wax sànq. maintenant nag ki nga xam ne dafa bëgg a woor dama ne même ku bëggul woor. nit ku ne même koo xam ne ki du temps wu koor li may digle bés nag nee naa sénégalais bu ne war nga boo xasee ba dépassé 40 ans bul toggati at boo xam ni seetiwuloo docteur donte dara jotu la na nga dem seet sa yaram ñu xoolal la ndax feebar nga feebar yu mel ni yi ma doon tudd sànq moo xam diabète moo xam tension moo xam feebar yu demee noonu mën na nekk ci dem fukki at boo ko seetul doo ko gis. lañ naan maladie silencieuse lañu. dañuy raam waaw dañuy raam kon nag ngay gëstu ci sa bopp xam nga léeg-léeg nga dem ci pharmacie fekk dara jot lu yëgoo da nga dem waaye seet la sama suukar nga taal la ñu la 2 grammes 50. nga ni wala nga dem ñu la seet nga waaye xool la sama tension ñu toog la nga noppalu ñu xool nga nekk 18 de tension. loolu day am. waaw moo tax nit ki bul xaar koor balay koor di ñëw yow war bu fekkee am nga 40 ans jëm kaw war nga dem seet sa bopp. chaque année pour xam ndax am nga dara bu fekkee am na lu gis lu ñu gis yow ñu tegtal la garab yoo koy ak nooy teete docteur. bu dara newul ci yow itam docteur warul ne rek baax na tout va bien déedéet damay wax médecin yi may jàngal. ne leen ma nit ki bu ñëwee seet si leen. même bu lépp normalé am na conseil yoo leen war a jox. pour bu déwénee bu ñëwee nekkat ci même niveau bi. waaw loolu. balaa muy naagu waaw donc bala ngay woor boo ko mënee effectivement nga dem seeti docteur lu am solo. d'accord Kër Mbaye Fall woote waxaat un peu ci masque yi. waaw sànq doon nga ko wax am na ci masque yoo xamante ne vraiment. waaw bokkut ak li ñuy laajte. mu ne moom bos bi muy takk dafa seetlu ne bu ko takkee day soj. waaw. donc y a problème. y a problème benn nañu noonu waaw. kooku moom y a problème. wax na ci couvre-feu bi. waaw ak xëy na peut-être circulation ñenn ñi nga xamante ne seen liggéey mooy nekk ci mbedd mi. lu demee ni ay vigile. ak yenn cas de vol yi. bon xam naa ne xëy na peut-être lu mu bëggoon mooy ñu jox leen ay carte wala dara luy mandargaal que ñii kat. vigile lañu dinañu mën a circuler un peu pour tamit. yokk kaaraange ñi leen engagé ci wàllu woowule. leneen li mooy nee na clinique yi nekk ci koñ yi bu sañoon. ñu équipé ko ba nga xamante ne xëy na. li ñuy wax détection. wala prédétection sax laa koy waxee. xëy na ndax comme unité baa nga faan ak yeneen béréb. ñu mën ku fa dugg si par exemple. bu dee yaa ngi ak jàngoro ji au moins xëy na yenn signes yi ñoom ñu mën ko xoolal seen bopp ba nga xamante ne dinañ la mën a référer. de manière rapide. jërëjëf na Khady rapidement ci affaire masque yi may wax. xam nga masque nga koy takk warul a tax nga soj bien au contraire. waaw
waaye nag ndax masque ba nga sol est-ce que sell na est-ce que set na wala déet loolu dafa lu am solo ndax yow yoroo ci réew feebar boo xam ni bii dafay laaj nga noyyi bu baax nga takk masque mu tere la noyyi ba nga soj loolu yëpp dafa am ci biir donc tontu ba mooy masque moo sax réglementaire na wala déet mooy première chose maintenant li mu jëkk li mu laaj mooy li am solo c'est que xam nga dañu toll na ma waxoon ci njaal benn gër lépp éducation la ak fagaru ak ci lu bees la lu ñu dal feebar bu bees la bu ñu daal kenn prévoir ko woon mais macha allah Sénégal toll na foo xam ni tey ñu ngi góorgóorlu pour vraiment defar ñuy gërëmaat encore suñu naataangoo yi ak ñëpp ñi leen di jàppale pour que tey population jël conscience ni feebar bii du fo. donc loolu am na solo maintenant li muy wax ci affaire gardien yi kooku yaakaar na ñi ñuy déglu te nekk des autorités xam nañ la ñu war a wax tey policiers yi. pour ñu xam ni ñooñu dañuy war nekk seen collaborateur parce que man mi am sama gardien teg soo buntu ko nag bëggu moo dem tëddi à 20h. bëgg naa mu toog ci buntu kër gi mais nag mu ci profité dem doxantu ci ak di toog di waxtaan. waaw loolu mooy li am soo fa nañ ko wax parce que léeg-léeg nga gis gardien yi def seen nag assemblée dem toog fële di waxtaan. waaw loolu nag dañ ko tere loolu dañ ko tere donc foog ñu waxtaan wax dëgg ci la. li ci des policiers yi effectivement. bu fekkee ni ñëpp respecté nañ couvre-feu bi policier amul risque parce que du gis kenn. boo gisul kenn sa risque du yokku. waaye nag bu fekkee nit ñi respecté wuñu couvre-feu bi. boobaa bu fekkee dañu ko am corona rek. mën na leen dal. waaw loolu moom moo tax nag nit ñi nañuy dimbali seen bopp. dimbali autorités yi respecter li nga xam ne mooy ces mesures de protection là respecter couvre-feu bi. ba ca des. mooy li ñuy wax ci service médical man mi wax naa ko waa district centre keroog man dama yor cabinet médical ba ma retraité ba léegi. mais tey jii ministère de la santé dina ma may ma wax ak encore sama naataango yi ñun ci lutte bi la ñu bokk c'est pas le service public seulement. c'est tout le corps médical public et privé et même les non médicaux. doivent participer à la lutte. donc tey jumtuwaay ya ñuy jox les services de santé yi nga am public la war nañu ci. jox privé yi seen flash yooyu ñuy def nga xam ne du fenn nga koy jële ñoom war nañu de clinique bu ne wala cabinet bu ñu ne kii kat ñoo la ko abal bu affaire bi passé nga delloo ñu ko mais man li ma def sama cabinet moom lay wax ñëpp c'est-à-dire que tey ba yëf yi tàmbali ba ñu waxagul sax confinement dama ne sama secrétaire kuy ñëw na raxas loxoom ci bunt bi na def gel hydroalcoolique ba ñu nee masque yi dama ne malade bu wootee jël randu nekkoon na takk masque buy ñëw waaw loolu laa ci ma mu gànnaayoo ko waaw bu ñëwee bala muy dugg bay toog wala daal day dem raxas loxoom ba ñu defal ko gel hydroalcoolique mu def gelam daal di toog man malade bu ma seet ba pare itam non seulement damay masqué mais après damay raxas sama loxo def ci gel hydroalcoolique bala may laal beneen malade loolu mooy première mesure yi mais nag yi nga xam moom la ñu def pour hôpitaux yi war nañu góorgóorlu bu fekkee yëg kenn xamul fu yëf yi jëm dimbali ci les autres services yi nga xam duñu service public te ñoom am nañu intérêt aussi ci protéger bopp protéger malade yi fay ñëw voilà d'accord Fass la woote woon nee na ki nga xamante ne da nga am parent waajur bu amee diabète waaw ndax ndono foofu mën na faa jaar professeur beneen bi mooy moom nee na dafa bëgg café lool café mooy problème am ndax foofu it risque ba mën na faa jaar jërëjëf tabarkalla diabète wax naa ko ci njaal benn waxtaan bi nee naa bokk na ci lii bëgg tax diabète mën a yab nit ndono maanaam sa baay wala sa yaay wala sa frère wala sa sœur am diabète kooku bu ko amee xam ne yow sa risque yokku na kon nag war nga gën a def attention keneen koo xam ne amu ko ci famille am parce que diabète surtout diabète de type 2 bi ma doon wax nga xam ne mag ñi lay dal kooku xam nañ tey ni day topp ndono donc yow bu fekkee xam nga am nga noonu sa famille na nga teel a tàmbali ba nga amee 35 ans tàmbalee wàññi suukar tàmbali di tàggat sa yaram tàmbalee bul def ni nag sa comme ça sa mbokk jigéen yi nekk jongama di defari 95 wala 100 kilos boobaa bu jabet yooyu ci xam ne xamal yaa tooñ sa bopp donc fagaru boobu dafa am solo ci loolu donc mais café xam naa xëy na xam na li tax muy poser question café
bu fekkee ni tey da ngay jël nag sa café boo ko dee naan jël juróom-ñaari bekk suukar def ko ci benn kaas nag du café ga moo lay indil diabète mais suukar sa mën na feeñal sa diabète suukar du joxe diabète mais mën na feeñal diabète kon nag na xool café goog bu dee café gi rek café gi moom mënu ko jox diabète sans sucre gis nañu sax ci gëstu yoo xam ni wane ne ñii naan café te ëppaluñ ci loolu mën na leen fanqal léeg-léeg diabète bu dul woon bu naroon a ñëw loolu am na études yu bari yu ci am tey. d'accord Parcelles Assainies la woote soxna soosule nee na dafa am personne âgée boo xamante ne mag la mi ngi toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-benn jàpp juróom-ñaar. koo xamante ne du professeur dafay bañ dem hôpital. du tàngal yaramam. day lekk rek tëdd. ay test yu demee ni diabète ak xool tension boo ko proposé mu bañ. ba pare fu mu toll mi ngi jàmbat ne day miir. mi ngi jàmbat ne bopp bi dafay metti. est-ce que c'est risqué. moom kay mu ngi ci risque. moom wax na loolu moom ci boppam sax ndax c'est risqué. mu ngi ci risque 200%. c'est-à-dire que kooku tey bu xëyee am tension wala diabète bu mu bett kenn. waaw bu xëyee am tension wala diabète bu mu bett kenn. parce que la ma waxoon sànq rek ci question bu njëkk a posé. ndax nit ki même bu waree woor war na dem seet boppam. kooku dafa war a seet boppam fi mu ne parce que am na xëy na lu nekk ci yaram wi luy dem ba tax muy miir mais li nga xam ni lii moom la ñuy digle dama ko wax sànq nee naa ki dem ba waxuma juróom-benn fukki ak juróom-benn mais ki am ñeent fukki at wala fanweer ak juróom jëm kaw war nga tàmbali ci booba benn di sellal sa lekk maanaam liñ naan li tubaab naan alimentation équilibrée. damay wax suñu alimentation mooy benn am waxtu lekk ndekki añ reeram moytu lekkantu kooku moo jiitu ci régime. ñaareel ba la ngay lekk bu dee añ la nga gis ni boo yoree sa la ngay lekk war nañu distinguer légumes yi ci biir di si distinguer ceeb bi fii distinguer yàpp wala jën fële ñooyu yëpp nga boole ko ñu yemamaay bu boobaa mooy alimentation équilibrée bu boobaa boo ko defee ba pare nag bés bu ne nga dox fanweeri minute minimum boole ci naan ndox mu doy minimum 1 litre ba 2 litres d'eau par jour bu la neexee boo ne duma seeti docteur yoonu kenn nekku ci wante nag li gën a wóor mooy nga def loolu ba pare at mu ne benn yoon nga dem seeti docteur. ci cas bii mu ne dafa bañ. waaw ñoom tey lan nga leen di xelal. li ma leen di xelal de xam naa seen baay la wala seen maam la. te xam nga nag bu dee surtout bu dee magum le bu dañoo dëgër bopp te ragal hôpital. waaw dañoo dëgër bopp te nañu fexee ba nax ko rek ba fexe benn médecin ñëw fa. seet yaramam waa à domicile seet mi ngi médecin yaa ngi à domicile léegi seet ko yaram buñ demee mën nañ ko defal test de glycémie sax seetal ko tension def ko test de glycémie ba xam loolu rek lañ ci man au moins ñu xam am benn gis mu ngoog exactement d'accord Bamba Sidi Mbaxane Diop diabétique depuis fukki at sa malade la woon dafay wala boog ci yow la njëkk a ñëw biñ ko koy annoncé mais nee na moom dafa jàpp ne nit ñi. waaw ñi yore diabète dañ fa mel ni nit ñi dañ leen di xoole ay mort potentiel wala mort ambulance sax. ñii ça veut dire que jege nañu ce qui daal. waaw sorewuñ ko. alors que nee na diabétique mën nga dund. ba dund sàppi la comme on dit. waaw benn ngi noonu. waaw beneen bi mooy nee na dafa boobu dañ koy paas xam naa. waaw beneen bi mooy lu jëm ci risque. ci Covid-19 bi. waaw ak maladie chronique comme sànq ni nga ko doon introduire. waaw jërëjëf ma pas tàmbaliwaat boobu rek bu dee deuxième bi parce que waxoon nañ ko ba pare. waaw ci nga am diabète. amul risque bu gën a rëy ci feebar boobu dal ko. bu fekkee ni mi ngi respecter mesures yi ñu wax. mais nag bu ko feebar boobu dalee fekk diabètam wàccul ci moom lay gën a metti. ci moom lay gën a metti wante ça veut parce que diabétique la rek doomu jàngoro bi moom lay gën a yàpp déedéet wante bu ko duggee ci moom lay gën a metti c'est surtout bu fekkee boobu diabète bi wàccul. ndax lan lu tax. waaw parce que diabète xam nga bu fekkee wàccul day nasaxal sa yaram. waaw su boo amee 2 grammes 3 grammes day nasaxal sa yaram doomu jàngoro bu la tugg man la bu boobaa soxna Ndeye Khady. da ngay faible. waaw da ngay faible soxna doomu say défense. amatoo défense sa soldats yi ñooy. mu ngoog sa soldats yi ñooy nasax fekk suukar si yéeg moo leen nasaxal moo tax feebar bu la dugg bu dee sibiru la dana la man bu dee grippe la bu dee Covid la dana la man moo tax toujours ma naan diabétique yi ci conseil yi ñu leen jox nee nañ leen na ngeen góor ci période bi ñu nekk nii. na ngeen fexe ba seen suukar na wàcc. na ngeen fexe ba seeni garab bu mu manqué. toujours ma wax leen ko nee naa leen te ministère santé génn na ci ay tegtal nee na diabétique yi
toujours na ngeen am lu mat 15 jours xam wóor na leen ni am ngeen ay garab yu doy ci seen biir kër ci seen diabète ngeen di tester seen suukar bés bu nekk pour xam fu mu toll boo gisee ni yëg na ëpp 1 gramme 40 wala woowal sa docteur ne ko man kat sama suukar bi yëg na de naka lay def boobaa mu wane rek ay garab jëlee ko nii pour suukar sa wàcc parce que loolu yëpp ci fagaru bi la ci parce que diabétique effectivement day bu suukar bi yëg daf koy fragiliser. loolu mooy li nga xam moo am solo mais pour que parce que diabétique nañ doomu jàngoro dañu jëkk ñëw ci moom déedéet voilà. D'accord. Maintenant li mu laaj c'est que diabète sénégalais yi fañ ko teg dafa nekk lu rëy. lu wax na dëgg gis nga koo ne diabète nga pour moom deena. pare na daal maa nee na moom pare na. waaw wallahi azim bés bu ne sama première consultation dina dire 1 heure de temps. nday xadi te loolu moo ko waral. man damay wax ni. man en tant que Seydou Nodio li ma xam ci diabète bu ñu may yow na pëkk yow danañu bëgg nga feebar te di nga feebar choisir sa feebar. damay naan diabète de moo ma gënal tension am diabète moo ma gënal am tension. ndax lan waaw parce que diabète am naa temps wu toppatoo ko te tension day jekk ci nga ne la këtam. léegi waaw da lay bett. waaw te diabète du la bett diabète moom ku mu gaañ rek daf gën na ko négliger. da nga ko bàyyiwul xel. mais diabète du bett kenn. diabète même bu dee yéeg ndànk lay yéeg boo ko dee seet di nga ko toppatoo kon nag mu dalal xel nit ñi man leen boo amee diabète encore une fois waxoon naa ko sànq premièrement na nga d'accord ci ne man am naa diabète. nangu ko. day yombal paj mi. deuxièmement nga nangu la médecin yi di digal nga topp ko. ci lekk ak ci naan ak ci tàggat sa yaram ak jël say garab. ñetteel ba docteur bu la nee dans 2 mois ñëwal bu ko négliger bàyyi lépp nga dem. te ba diabétique bu amul benn problème dañu naan minimum 4 fois dans l'année na nga ñëw jeex na tous les 3 mois. loolu kay nit mën na ko. loolu boo ko defee mën na la may effectivement nga dund 100 ans. à côté de quelqu'un koo xam ni kii dafa yaakaar dara jotu ko kooku mooy ne këtam daanu ci tali bi yow nga continuer sa yoon waaw. Pire gu rëy Ali Sow li président antenne diabétique bu Pire def ay témoignages ci. jàppale ak soutien bi nga xamante ne M-Diabète di programme bi. mi ngi koy def jaarale ci yow tudd la yow professeur Seydou Nourou Diop. jaarale aussi ci Baye Oumar Gueye di président wu association. bi ëmb diabétique gu Sénégal yëpp. mu di rafetlu donc seen liggéey moom ci boppam wax na ko dégg naa ko mu ne moom rek déjà dugal na lu toll ci 5 junni nit. en réseau. ci message yooyu la nga xamante ne yéen a ngi koy jox askan bi. message yooyu ren professeur. bëggoon naa ñu ñëw ci lan ngeen commencé waxanteeg ñoom ci message yooyu ci contexte bi ñu nekk nii. jërëjëf dama koy jëkk gërëm xam naa ko bu baax. xale bu yaru la. mag mu yaru la sax laay wax. mu am ñeewent itam. mu am compréhension ci nit ñi. Baye Oumar mi muy gërëm itam di seen directeur général. dafa nekk sama doomi bopp sama rakki bopp. moo tax bañ ma waxee émission bi hésité wu ma pour mën na ñëw parce que moom dañ yàgg collaborer Baye Oumar bi ma koy tàmbalee xam boobu amagul 15 ans. waaw boo amagul 15 ans ñuy fréquenté ba mu nekk secrétaire général association bi vraiment def ci liggéey bu ci kenn masul def. kon nag yàlla nañ ko yàlla fayal. dafa nekk nit koo xam ne ci domaine yi mu nekk yëpp daf ci ànd ak dogu te gis nga Ndeye Khady àddina lépp dogu moo koy defal. ba ci suñu diine dañu digal nañu dogu yàlla dafa ne sama dige bi ngeen digeet mag na ngeen ko respecté. engagement kon waa engagement dafa am solo te moom dafa am engagement. li ma neex ci ku mel ni Alioune Badara Sow aussi c'est ça c'est un homme engagé. loolu diabétique yi seen président dañu am engagement moo tax diabétique tey xëy na mënatul jooyal dara ci Sénégal. loolu mooy lu am solo. maintenant la mu wax ci M-Diabète effectivement li ñu njëkk a tàmbalee. Khady mooy li ma doon wax sànq. waaw premièrement dama leen ne am diabète taxul Covid 19 gën laa yàpp. waaw yaag ñëpp ci yam. ngeen rassuré leen déjà. waaw yaag ñëpp ci yam li nga xam moo am solo benn wax naa leen ko na nga fexe sa diabète na wàcc. na ngay jël say garab. mesures yi ñu wax raxas loxo yeeg moytu laamisoo yeeg yëpp na nga ko def boo ko defee yàlla mën na la musal ci Covid 19 boobu. man leen bu fekkee da nga bëgg a woor itam même mesure yi nga xam moom la ñu wax ci moytu Covid 19 dafa baax ci ki bëgg a woor parce que cet dafa bokk suñu diine. waaw yoon sam dafa ne diine l'islam bu fekkee set ngeen seen genn wàllu diine mat na. kon nag nañuy set ci cet gi rek. ci cet gi rek. waaw ci cet gi rek moo tax ma ne que sànq ma ne la bu fekkee yaa ngi jàpp
bala ngay jàpp na nga raxas sa loxo ak saabu. gis nga saa sam dafa am benn wax mu ne boo yeewoo suba. bala ngay dem boo demee ci rouge da ngay jëkkër na nga raxas sa loxo ba mu set parce que xamoo fu loxo yi fanaan. xam nga xamoo fu loxo yi fanaan. donc boo ko raxasee saa boobu mu set. après nga jàpp nag. waaw après nga jàpp. waaw parce que jàpp te xamoo lu nekk sa loxo nga di ko sa gémmiñ saraxndiku mën na la indil feebar. te njàpp nag dafa war a indi wérgu yaram. donc loolu nekk vraiment loolu lu njëkk a wax ci kii bi. ba pare ne leen nag ñi nga xam waaw mënuñoo fan yii di ñëw li ñu def mooy maanaam tey suba gannaaw su mooy ki nga xam ne mënul woor mooy kan. ma jinjoon ko sànq. nee nañ leen yow bu fekkee sa jëba dafa am complication ci bët yi wala ci roño yi. wala ci xol bi yow waroo woor. bu fekkee yow da nga nekk jigéenu ndaw nga ëmb pour bul lor sa doom bala ngay woor na nga laaj sa docteur te li ci dañ leen naan bul woor bu booba. voilà loolu la njëkk a tàmbali ci semaine bii. bu semaine bii passé nag ñu dugg ci koor gi nag ñu wax leen nañuy war a doxalee ci biir koor gi incha allah. d'accord ñu ànd ak Gara Gueye doon woote Caaroy Géej mu remercier vraiment émission bi ni ñu koy doxalee ñu ngi ko ciy sant moom itam ci déglu bi. mais nee na professeur dafa bëgg nga wax ci ndogu li ndax nee na ndogu li ñetti sàq mi la defe naa par bés am na nu mu ko xayma waat waaw ndogu li daal ndogul diabétique yi. waaw gis nga ndogu diabétique nag sax nday xam ne warul a différent ak ndogu keneen ku diabétique. ah bon xam nga dama wax sànq ci njëlbéen gi ne koor dafa war a ñëw pour yokk wér-gu-yaram. wante wul ñëw pour yàq wér-gu-yaram. bari na ay ñu am feebar seen feebar ci biir koor gi lay feeñe. ñun am nañu ñu hospitalisé ñu am diabète fekk na avant koor gi amuñu woon diabète enfin yëguñ ko woon. mais koor gi ñëw seen comportement soppeeku moo feeñal diabète bañ tëddi hôpital. gis naa ñoo xam ni seen tension dafa yëg ba jéggi dayoo te mosuñu am tension mosuñu yëg ni am nañ tension avant koor gi moo tax sa waa ji war doon xam ndax mën naa consulter bala may woor. am na solo mais itam ci biir koor gi nga bañ a soppi sa doxalin. maa ngi koy wax sànq gis nga temps yi comme li wax traitu pâtisserie yi la. waaw traitu supermarché yi la. traitu ñiy jaay fromage la. ndaxte gars yi dañuy daal di soppi lépp nag charcuterie yi. fromage yi. croissant yi. ak yu demee noonu nañ ma baal àq nag. mais yooyu ak kii boisson sucrée. waaw ak boisson sucrée te loo xam da ko def avant koor pourquoi bu koor ngeen def nga def c'est obligatoire. c'est pas obligatoire diabétique bi. dama leen wax toujours ma ne leen bul soppi lañ la waxoon avant Ramadan bi bul ko soppi ci biir message yi dana ñëw. dañ leen ne bu leen jéem a rattraper seen 3 repas yi jël leen xëdd bu normal jël leen ndogu bu normal. xëdd bu normal ndogu bu normal mooy lan professeur. xëdd bu normal mooy xëdd bu équilibré comme ni ma la wax sànq Ndeye Khady dañu ne boo dee xëdd tey. na boo am bu fekkee da nga mel ni man bëgg di xëdde fonde jëlal sa tuuti fonde. mais itam bu fekkee am nga tuuti yàpp wala tuuti jën pour mën a dëgër ci journée bi. nga jël ko lekk kon naan sa café jël sa benn fruit. fonde bi boolu fonde la wala kaas kopp fonde kopp nekkikaay ci fonde waaw. kopp nekkikaay bu fekkee boole nga ko am sa tuuti yàpp. waaw bu ñu la baxalal wala bu ñu la soteel. nga lekk ko daal di jël sa benn fruit lekk naan sa café war nga mën a dem journée bi. dina la tëy. waaw dina la tëy. d'accord man moom laay def. léegi bu fekkee dog jot na waaye bu ñu la toggalee sa ceebu jën lekkal ci sa ceebu jën wante nga lekk ko nañ la ko waxee woon. maanaam lekk gi tey jii waxuñu ñetti kuddu waxuñ juróomi kuddu dama koy wax toujours. nee naa leen amatul juróom amul fukki kuddu. léegi li ñu wax nit ñi mooy diabète yi ni ñëpp di lekk quantité bi ñëpp léegi la ñu war lekk waaye naka lañ koy lekkee mooy li am solo. mooy sa plate buñ ko tegee mën nañu distinguer 3 parties. benn partie de légumes benn partie ceeb benn partie wala cere wala benn partie ndawal. partie légume bi na ëpp tuuti. beneen partie bi nga def ko ñaari xaaj bii na nekk ceeb bi wala dugub bi wala beneen pepp bu mënti doon wala pâte. beneen bi na nekk yàpp wala jën nga lekk ba dëf.
nga lekk ba def xam nga lekk ba suur sax l'islam daf ko tere. waaw ba ni këll. parce que yàlla dafa ne lekk leen naan leen wante bu leen yàq boobu nag mooy lekk ba nga xam ne da nga naan yàcc ci benn place kooku moom l'islam nangu ci benn d'accord ci benn kii woor nag ba ngoon boo bëggee naafila ji foog nga moytu nag mu ngoog. ndax nga oyof. mu ngoog tabaaraka. ñetti sax xam yi kon mën nañu def ñaar rek. bañ a yegg ci ñetti sax xam yi. waaw mën nañu ñaar bu leen neexee waaw nañ def ñaar bu ñàkk ñett bi moom mooy lekk ba ne tur. mën na too jóg kooku moom baaxul moom. d'accord waaw. professeur. bismillah. sànq dégg naa la nga ni ki nga xamante ne dafa bëgg a woor te nekk diabétique war na di contrôler. ci ban fréquence. waaw suukar si. minimum bi nga xam moom la ñu exiger. c'est-à-dire boo ko mënoon xam nga tey am na sax ci dëkku am au compromis appareil yoo xam ne yi bu la neexee toutes les minutes mën nga contrôler mais loolu day ëpp. wante li nga xam moo gën a tuuti. waaw mooy suba gi boo xasee ba xëdd dem ba 9h ci suba na nga contrôler ba xam foo toll. bu ngoonee boo demee boori 4h 5h jëm tàkkusaan na nga contrôler xam foo toll. parce que diggante boobu ci la sa taux de sucre di varier. boo mënee def ko 3 fois ci journée bi yëpp wala ba la ngay tëdd nga defaat benn. pour xam la nga lekk lan la indi sa yaram yi rek moo gën. mais comme loolu dafa nekk xaalis nag boo xam ne bii itam yaa koy jënd. moo tax man leen muñ ko mën a ku ko mënul na ko yemale ci ñaar yooyu. suba gi bu xëyee bay liggéey na seet boppam. bu demee ba 15h 16h ci ngoon gi yaa xam ne xaw na loof tuuti. na xoolaat suukaram. foofu xool bi li ci am solo mooy nga xool ndax dépassé wul limites yi. limites yi ñu wax ñun mooy bu ëppee 2,50 g baaxul bu yéesee 0,70 g baaxul. bi gën mooy nag na nekk autour de 1,20 g 1,30 g mais bu yéegee lu mu yéeg bu passé 2 g rek arrêté le koor gi bés boobu. da ngay daal di dog immédiatement si saa si. bu fekkee dafa wàcc yi dama gis mu nekk 0,70 xam nga boobu foog nga am loo lekk pour mu yéegal ko sinon mën na dem ba def la hypoglycémie. kon nag boo léegi bu dee da nga am hypoglycémie ci biir koor gi naka nga koy gérer yow ci sa bopp diabétique bi. arrêté na nga doog ko daan gérer avant koor da ngay daal di arrêté dog koor gi parce que hypoglycémie rek moo ko mën a faj mooy lekk. lekk lan à peu près par exemple naan sa boisson. ba pare lekk normal sa ceeb wala mburu loolu mooy faj hypoglycémie toujours da ngay jël neen sucre rapide mën na nekk tàngal booy lekk mën na nekk gâteau booy lekk wala mën na nekk boisson. boobaay boo paree yam nga jël lu mel ni pain wala lu mel ni ceeb nga lekk ko. boobaay dana calmer hypoglycémie bi te na tax du dellu siwaat ci journée bi. léegi ci biir journée bi par exemple ban yëg-yëg ngay am. xalaat ni yow mii kat man su ma deful ndànk dinaa def hypo wala y a quelque chose qui ne marche pas. waa hypo xam nga malade bu ne ak ni muy ñëw gis nga malade diabète yi ñoo la gën a xam lépp parce que du ni muy ñëwee ci ñëpp lay ñëwee ci ñëpp. mais gis nga boo coog jékki-jékki nga loof jékki-jékki di miir wala ngay ñaq wala bokk nga xiif ba mu ëpp. loolu mooy signe yiy firndeel ni xëy na de hypoglycémie mu ngi ñëw boobaa nga testé sa bopp. yooyu moom fu mu dajee boo jekki di miir te daawuloo miir. nga jekki-jekki xiif bu tar. wala boog nga jekki mel ni kuy trembler mel ni ko xamatul foo nekk. bala mu lay yóbbu ci coma hypoglycémique demal nga seet sa suukar ba xam fu mu toll. waaw d'accord parce que hypo nag diagnostic benn rek la mooy foog ñu seet ko d'abord. waaw parce que li niroog moom dafa bari. moo tax foog nga testé sa bopp bu boobaa boo testé moo tax tey ñu digal diabète yi tey d'ailleurs ku ne na nga am sa machine bu ndaw boobu ñuy seet sa suukar na nga ko am sa kër. pour boo yëgee yu mel noonu nga daw seet sa bopp. wala say mbokk seetal la. wala say mbokk seetal la. d'accord exactement. am na sànq ku woote wax ko defe naa oustaz Dramé. waaw tudd Dramé Mbaaw ci wàllu tàggat yaram bi. est-ce que ci biir koor gi. diabétique yi dañu war a maintenir seen rythme sport bi ñu doon def. waaw diabète wax na ko. diabète waxoon na ko daaw ak daaw yi te dana ko waxaat. dañu nekk ki nga xam daan def sport na déplacer heure sport am maanaam tey yow boo wooree ba ngoon ba toog ba pare boo di 22h nga dem dox sa 30 minutes. waaw boo di 22h nga dem dox sa 30 minutes daal di ñëw toog. daal di ñëw ki diabétique ku diabétikul d'ailleurs. heure boobu moo gën
nga def ko heure parce que koo defee suba teel gi day yóbbu sa énergie xëy na doo mën a àggali koor gi. d'accord ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. soxna si na nga def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah di leen ziar. ñu ngi delloo ziar fooy wootee. man Tëngéej laay wootee. d'accord ñu ngi lay déglu. waa di wax macha allah ci émission bi. di la remercier di la ñaanal. ñaanal professeur Seydou Nourou. yàlla gën a yokk seen yëpp parce que professeur Seydou Nourou li may wax ñun diabétique yi dañuy am mbégte fu ñu toll di ko dégg. kon fépp koo xamante ne bi invité nañ ko fa rek ñun dañ koy déglu ci liggéey ba nga xamante ne bi mu ngi koy liggéey di xeex ngir diabète dellu gannaaw. aussi tamit di ko remercier ci jàppale bi nga xamante ne bi daf koy jàppale di ko jàppale association bi di leen xeexle lépp man dama am benn question bu ma ko doon laaj. ak aussi di ko laaj ne ban taux de sucre la diabétique bi war a mën a am pour or parce que tey jii diabétique yu bëri dañuy yaakaar ne bu ñu wooree bu seen suukar yéegee rek mën nañoo woor aussi tamit di waxaat ci tamu diabète yi xam nga soo xoolee tey tamu diabète yi dañ koy def en France te ñu bëri comme sama genre bi jàng bi demeewul noonu ñu doon laaj rek bu fekkante ne bii doon nañ ko mën di def ci wolof dinañu gën a amal njariñ aussi di dellu si waat nag Ndeye Khady di la gërëm bu bëree bëri parce que tey li may wax ci professeur Seydou Nourou ñun diabétique yi dañoo tiitoon stressé parce que comme li ñu doon wax rek ne tey jii feebar bi balaa bi nga xam ne dal na ci àdduna bi diabétique bi lay gën a dal mais moom leeral nañu gën ñu rassuré nañu bu baax a baax may terminé rek parce que du ma terminé du ma présenté mais damay wax ne man Assad laa bokk. xam naa la du ma terminé te gërëmuma bàyyuma moom mooy suñu président parce que lii lépp moom la ñun ba ñu nekk ay xale yu ndaw la ñu ànd ak moom ñu dugg ci couloiru centre Marc Sankalé yi di ñu wax ne nañu gëm suñu bopp te lépp ci professeur Seydou Nourou la ko jële ak suñu papa Moustapha Sow dañu doon wax ne diabétique day gudd fan diabétique dafa war a gëm bopp ñun nag ñu jël loolu def ko mu nekk suñu dëgg di leen ñaanal nag di ko ñaanal professeur dañ koy ñaanal lu baree bari di ñaanal bari di baree bari parce que lii lépp yéen la lii damay naan lii lépp yéen la tey diabétique bu amee surtout taxaw di wax ne man diabétique laa yàlla ak yéen ñoo tax yàlla ak yéen a tax ñun suñuy toog naan ñun diabétique lañ suñuy diabète romb na ñaar fukki at ak juróom di dem kon dañu leen di sant di leen gërëm di ñaanal Baye Omar di ñaanal aussi professeur parce que buñ ko wax xam-xam bi xam-xam baa ngi fi buñ koy ñaanal yàlla ci biir kanam bàyyi kanam di jabootam de même que Baye Omar Ndeye Khady maa ngi lay ñaanal yow aussi lu baree bari gindi ci lu baree bari di leen sant su ma guddalee nag bëggoon naa gën a wax mais ma bàyyi interview ba pour ñeneen ñi mën a dugg professeur jërëjëf incha allah nañ la tontu jërëjëf suñu gan boobu kon doon woote depuis Rufisque la wax 33 825 18 30 ñu jëlaat xëy na kenn wala ñaar daanaka juróomi simili moo ñu xaw dese ñu ngi jéggalu ci ñeneen ñi nekk ci ligne bi vraiment asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi na nga def soxna Ndeye Khady Ibou Ngone Mbengue yëmbal Ibou Ngone Mbengue yëmbal ñu ngi lay nuyu Ibou maa ngi lay fay di nuyu sa gan gi professeur mi ngi lay fay merci di rafetlu émission bu baax a baax di leen jaajëfal nee naa alors docteur dina tax nit ku nekk xam nga muy saytoo wàllu wér-gu-yaram ba mën ko may yu bëree bëri maa ngi doon laaj professeur ki nga xamante ni dafa juddu mu indaale jabet te fekk na yaayam amu ko ak papaam amu ko maanaam luy waral loolu ak ki nga xamante ni tey jii moom nee na dafa dem ragal a dem hôpital xool ndax amee na jabet wala amewu ko ba tax na mi ngi jëfandikoo ki nga xam ne dafa amee jabet li muy utiliser maanaam ci wàllu garab pour mën koo dànkaafu kooku lu ngeen koy wax bu ko defee maa ngi rafetlu émission bu baax di la jox nuyoo maître Baro Aboubacar Baro ak maman madame Guèye
d'accord ñu ngi leen di fay bu baax jërëjëf Ibou Ngoné Mbengue su fekkee am na keneen ku xëcc soose ñu jël ko balaa ñuy tëj asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. Diop man la Imam Ndiaye. Imam Ndiaye. waaw tey nag ñaari Diop ne damaa reer ba rek soog a woote maa yàq woote xam naa bon man li ma bëgg a laaj. professeur Seydou Diop. man damaa yore colopathie. est-ce que man na maa woor wala mun ma woor. d'accord damay naan rek dañ may wax damay naan 1 litre 500 wala 2 litres ba 3 litres sax. jërëjëf loolu rek mooy sama laaj. baax na d'accord incha allah wootee Imam. man ngi fan ngay wootee. maa ngi Parcelles Assainies. Parcelles Assainies maa ngi sa numéro sax yow. d'accord. maa ngi sëñ Mbacke Ndiaye. Sëriñ Mbacke Ndiaye d'accord. d'accord incha allah rajo jërëjëf yàlla na yàlla boole di la toppee. allahumma amin jazakumullahu xayran wa ahsana ilaykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam yaa imam. ñi ngi jégalu ci ñeneen ñi des ci ligne bi vraiment xam nañ ne ñi ngi ci waaye nag waxtu bi dafa xaw jege. te professeur faaw mu tontu mën a tënk ñu mën ko yeewi. donc dañuy ànd ak soxna si woote woon Tëngéej ci ñaar fukki at ak juróom la wax de diabète. mi ngi ak moom. mu leen di remercier yéen ñëpp ci soutien. li nga xamante ne yéen a ngi koy defal diabétique yi yow professeur Seydou Nourou Diop. tudd na aussi Baye Oumar Gueye tudd professeur Moustapha Sow. ci jàppale ak assurance bi ngeen leen jox ñoom ba nga xamante ne léegi ragalatuñu seen feebar. ragalatuñu wane ni dañoo amee diabète. et puis am nañu assurance ak garantie bu leen di wan ni ñoom kat lii ñeneen ñi di dund mën nañ ko dund. ci wàllu espérance de vie. leneen li aussi mooy diabète bi. waaw nee na. ci kàllaama nasaraan lañ koy wax en général ngeen di jafe message yi suñ ko mënoon a yokk mu dem ba ci olof bi ngir ñi nga xamante ne xëy na jànguñu l'école loolu dana ko gën a yombal dañoo stressé woon itam bi feebar bi dugg see Sénégal mais xamal ngeen leen ni ki yorul diabète ak ki ko yor ñoo ci bokk yam sauf que ñoom bu leen xasee ba dal seen feebar day gën a compliqué la jàngo kii bi mais du ne ñoom dañ ko am ñoom lay gën a yàpp demeewul noonu tout à fait donc yooyu yëpp ay assurance la yoo xamante ne nee na ñu ngi leen ci gërëm di leen sant ci accompagnement bi ak encadrement bi ngeen leen di jox professeur jërëjëf Ndeye Khady daf ma fàttali moom dama koy gërëm xam naa ko xam na ma bu baax muy xale bu am dogu lu am Rufisque ci diabète yëpp ci lu baax tey dafa bokk ñi ci ñu ko fa liggéey ñu war ni mu ñuy gërëme noonu lañ koy gërëme parce que xale bu am dogu la ba mu diabétique ba léegi day xeex pour diabétique Rufisque ñëpp nekk ci jàmm parce que dafa accepté diabète am waaw dafa ko accepté dès le départ ba pare nag fexe ba ñi ci des accepté ko ba am ba créer foofu maison du diabète presque Sénégal yëpp ñoom rek ñoo ko fi am loolu muy lu am solo te dañ ko xeex ba am ko antenne du diabète Rufisque ñu leen di remercier bu baax a baax dafa am lu mu wax loo xam ni daf ma fàttali lu ma tàmbalee wolof damay lëg bu lekkee alom na ko gërëmee cooy mu tudd professeur Sow Amadou Sow te ko suñ ko tudd sama yaram yëngu parce que mooy sama bàyyi ci lépp mooy samay ci médecine bi bokk na ci samay bàyyi ci diine bokk na samay bàyyi ci àddina ndax conseil yu ma mas di jox fu ma toll tey mu nekk mag mu sell moo xam ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gudd fanam yokku ak wér-gu-yaram yokku la ca des waxoon naa ko ci Baye Omar duma ci dellu si nee na ban taux de sucre ngay am pour mën a woor wax naa ko sax waaw nee naa taux de sucre bi boo mënee fexe ba sa sucre bala ñuy woor mu nekk diggante 0,90 ba 1 gramme 20 mooy li gën mu dee ci biir koor gi na nga góorgóorlu ba waxtu woo testé sa bopp bul passé 1 gramme 50 ci biir journée bi boo ko mënee wàcc ba toll ci chiffre yi ma waxoon ci njëlbéen ga mooy li gën aussi même moins de 1 gramme 30 foo ko seetee ci journée mu toll foofu moo gën a rassurant d'accord waaw loolu moo gën a rassurant léegi nag ki mu wax ci am diabète xam nga am diabète ba ñu koy dugal Sénégal de 2013 2014 dañu amoon programme bi mooy premièrement nañu góorgóorlu ba message yi di dem xam nga message yi mënul dem lu dul ci français parce que message écrit la ñu ne nag buñ demee ba ndax laqaat ak wala ñaari at ànd ceeg ministère de la santé ànd ceeg OMS ànd ceeg Union internationale de télécommunication war nañu góorlu ba def des messages vocaux maanaam ñu am ay vocal pour ñi déggul français ñu mën leen ko wax ci seen langue ba ñu dégg moo xam wolof la moo xam tukulóor la mais nag loolu dafa laaj ay moyens ay jumtuwaay yoo xam ne amaguñ ko ba léegi
li may xalaat moo di ne xëy na bu ñu toogee fii ba déwén ñu xool nag naka la ñu mën a faram fàccee message yi donte dañoo am benn spot ci Sud FM boo xam ne bii une semaine bu ne ñu ne début semaine message yi war a jëm ci am diabète juróom benn message yi nii la wax ko ci wolof ki nekk am tukulóor wax ko ci tukulóor te du jël lu mat 30 secondes nit ki mën koo jariñoo parce que message yi ñoom message yu court la xam nga boo naan nit ki boo bëggee woor kat sa suukar nekk 1 gramme 0 gramme ba 1 gramme 80 wala yow bu fekkee nga am feebaru nangam bul woor xam nga loo wax ko gàtt te loolu bu boobaa ku mel ni Sud FM wala keneen mën nañoo cee jàppale bés bu nekk ñu am benn spotu 15 secondes boo xam ni mooy jàll nit kooku dégg ni am diabète lii lañ ci wax tey te même bu jotee message bi ci français bañ traduire ko wax jooju dina ko may mu gën a comprendre mu ngi donc loolu la ñu wax c'est-à-dire ñun mën nañ ko transformer noonu waaw. Ibou Ngoné Mbengue Yeumbeul ki nga xamante ne dafa juddu amee diabète te parents ba ay waajuram amuñu ko ak ki nga xamante ne moom dafa ragal a dem hôpital testé xool boppam ndax mi ngi ak jàngoro ji waaye li muy def mooy xool ki nga xamante ne dafa diabète nee na mi ngi jël garab yi kooku di jël di ko jëfandikoo pour nee na day fàggandiko loolu leen di wax ñoom ñaar ñëpp. Premièrement loolu yëpp waxtaan yoo dañ ciy dellu si rek ki juddoo ak diabète wala ki nga xam ne ci liir la amee diabète kooku diabète bu particulier la foog ñu seet ko nag pour xam fu mu jógee li ci ëpp day niroog diabète de type 1 bi ñu doon wax sànq mooy kii biiru te xëy na léeg-léeg du diabète de type 1 yeneen jàngoro ci génétique la jógee ci génétique la jógee loolu moom foog ñu am ci pédiatrie ñu mën ko seet pour xam exactement lan moo indi feebar bi mais ci but en plan ci émission bi war nañu wax nangam mooy indi loolu ñaareel ba ki nga xam dafa ragal dem hôpital waaye da nekk ci mago 66 ans bañ doon wax sànq. waaw waaye na góorgóorlu dem hôpital te jóg mbaa boog doom yi nañu woo kenn mu ñëw. waaye nag li gën a doy waar nag mooy mu ne day jël garab ngir fagaru. garabu diabète kenn du ko jël te diabète war soxna Xadi parce que boo ko jëlee mën na la daaneel ci tali bi. parce que am na garab day wàcc suukar te sa suukar bu wàccee bu mopp nga daanu ci tali bi. waaw sa bakkan sax mën na fa xaj. waaw. kon nag ku amul diabète bul jël garabu diabète encore une fois garabu diabète ki koy jël day fekk firndeel nañ ne am nga diabète te même boo amee diabète bul ne diw garab sàngam la jël naa ko jël parce que garabu diabète yi day am na juróom-ñaari façon garab yu différent te diabète bu neen nekk nag docteur bi mooy xool ban moo gën ci yow mu méngool mu jox la ko kon nag bul dem jëli say garab te yow kenn waxu la ko. D'accord Imam Serigne Mbacké Ndiaye Parcelles Assainies dafa amee colopathie. nee na dañ koy sant mu naan ndox lu bare. ba sax lu egg ci 3 litres ci bis bi. ndax moom mën naa woor ci condition yooyu. jërëjëf na xel xam nga question boobu dafa am solo daf may yaatal mais ci gàttal. waaw benn colopathie. dëgg la dañ la naan nga naan mais même kamul colopathie man damay santaane nee naa minimum jour bu nee na nga naan diggante 1 litre 500 ba 2 litres ndox par jour. mais li ñuy wax diabétique loolu lañ koy wax xam nga diabétique bi war a woor. war nga naan 1 litre et demi ba 2 litres dama leen di wax ni diggante fa nga yeewoo suba ba xëdd di jot na nga fexe ba na nga fa naan 1 litre. diggante fa nga toggee ba ngay tëdd na nga naan beneen litre muy sa 2 litres ci jour. waaw récupéré nga ko. moom itam na def noonu. waaw loolu rek lañ koy digal. d'accord xam naa ne ci benn wala ñaari simili ci ndogu li professeur. wax nga ni bu ñu def ñetti sàqam yi comme ni ko suñu bopp caaru géej bi waxee. nañu privilégié ñaar. nga ndogu jël sa lu yem ci heure rupture bi. su heure reer jotee nga jël mais ci diggante ndogu li ak reer bi. nga jël ñaari repas yooyu. est-ce que ci durée diggante à partir ndogu li ba ci reer bi est-ce que du temps boobu ngay def day compter ci apport bi ñaari repas yi di am ci sa. ci sa suukar. waaw dañoo jege yow. maanaam la ngay dogee bu fekkee yow da ngay dog ba pare reer aussitôt. lépp day nekk benn mais boo ci da nga bëgg a togg ni man ba pare ca kanam nga reer yow boo dee dogu nag na mel ni kuy ndékki bu yam rek maanaam jël lu gàtt loo xam ne lay mën a permettre nga téye ba reer jot nga reer. waaw nga reer mais nag bu fekkee ni tey jii da nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñu toggee rek dañuy daal di reer nga boole yëpp reer mais na nekk lu équilibré. loolu mooy li am solo. su équilibré wul lan la mën a indi comme jafe-jafe parce que le temps que ngay assimiler ndogu li. rupture bi bëgg a ceeb tegaat reer bi. waaw justement li ñuy bañ toujours moo tax ñu naan leen boo ko mënee na nga testé sa suukar ba la ngay tëddi. parce que am na nekk yoo xam boo ko lekkee mën na yëgal sa suukar man 2 wala 3 grammes. donc na nga xool ci li ngay lekk. loolu moo ëpp solo.
bala ngay tëddi surtout na nga xool sa suukar fan la toll surtout yow bu fekkee ni ba ngay tàmbalee koor sa suukar normaloon na na nga xool ci li ngay lekk bu fekkee da nga soppi sa façon lekk fa premier jour na ngay seetlu sa suukar ndax yéeg na ba jéggi dayoo wala déet. professeur looy tàggoo suñu auditeur. fa tabarakallah kontaan ci yéen d'abord mais li nga xam ni moo am solo may fàttali benn dañu waxtaan ci mbas mi nag ci dëkk bi naa leen mbas moomu gënul yàpp diabétique bi ki am diabète ak ki amul diabète li nga xam moom la ñu digle ci moytu nañu ko moytu boo ko moytoo mën na la ci musal mais yow diabétique bi li ma lay digal itam na nga góorgóorlu ba sa diabète na wàcc na mu ba normal bu normalul woon bu jëkkoon sax jamono bi ñu toll moom na nga góorgóorlu ba normal parce que bu la doomu jàngoro bi duggee nag fekk normalul ci yow lay gën a metti ñaareel ba mooy diabétique yi képp ku ci bëgg a woor na nga seetlu sa bopp donte ci ñaari fan yi ñu dese la na nga dem ci hôpital wala ci fa nga daan fajoo ñu xool sa suukar fu mu toll xoolal la sa xol ndax man ay dina àttan na koor xoolal say roño ndax àttan na koor ngay soog a tàmbali kenn ngay tàmbali sa woor te ñetteel ba boo wooree bul ne rek man comme dama woor léegi lu ma neex lekk nit ñi dañ ma laaj affaire tàndarma toujours man leen diabétique bi day maximum ñetti tàndarma ci bés bi bu ko baase ñetti tàndarma nekk ci waxtu dog mbaa mu nekk ci xëdd mais nekk mu ëpp ñetti tàndarma lekk ga la nga naga daan lekk ñu diggaleen ko avant koor gi di jot na nga ko ne di lekke noonu mooy li gën ci yow ñeenteel ba boo xasee ba tam ne dama décider woor nag docteur bi d'accord ceeg yow na ngay seet sa suukar ci bés bi doon tonte ñaari yoon la ci bés bi comme ni nga ko waxee boo ma seet lu mat ñetti yoon sax benn bi ci suba gi benn bi ci après midi bi maanaam ci ngoon gi bi ci des boo demee ba ngay tëddi nga seet ko kooku mooy li gën ci benn weer la benn boîte bandelette boo ko jëndee mën na la ko matal loolu daal boo ko sàlloo yàlla mën na la defal nga woor ba àggal te benn jëye du la ci dal boo wooree ba pare rek dellu sa docteur nag man de woor na léegi nag samay garab est-ce que damay dellu si nag na ma ko daan jëlee wala déet mu nga professeur Seydou Nourou Diop ñu ngi lay gërëm di la sant ñu fàttali ne professeur de médecine interne nga di diabétologue te yow la ñu doon dalal ci wàllu diabète Covid-19 ak koor gi ñu fas yéene dugg ni kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax ne émission bi mën ngeen ko dégluwaat incha allah dimanche bu brève 15h yi jeexee dinañ ko tegaat intégralement sinon di ngeen dem aussi suñu site sudfmsenradio.com ngeen fekk ko fa Alioune Badara Socé moo nekkoon si machine bi Ndeye Khady Diop ci micro bi ñu ngi leen di ñaanal ngoonu jàmm.